salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM rawatina auditeurs waar yi ñu leen di gërëm si seen teewaay di leen sant bu baax a baax tey ji nag waxtaan bi mi ngi jublu si li nga xam ne mi ngi jëm si wàllu koom bi nga xam ne moo nekk si wàllu kaw gi doo nekk comme nag si kaw gi loolu nekk na loo xam ne lu yaatu la ndax kaw gi daa fa gis mbay daa fa gis tam la nga xam ne moom mooy càmm environnement ak lu bare bare sans compter nag structure yi nga xam ni moom lañ fay taxawal si wàllu marché ak leneen lu mel ne ay luuma ak ay marché ak tam ay yeneen mbir loolu yëpp nag tey jii du ñu gisee nu jëm si lii nga xam ni moom mooy feebar bi fi nekk moo tax tey jii nu jublu dugg si biir kaw gi ngir seet kaw gi naka nañ taxawee si wàll woowu du ne naka nañ taxawee mooy maanaam lii nga xam ni moom la ñuy wax corona te mu jógee bitim réew ak si ba si ñun tey jii foofu ñoom naka nañ koy dundee li nga xam tam mooy seen wàllu comme ba naka la def ak loolu ndax am na ay décision yi ñu jëloon daal di tëj li nga xam ni moom mooy ay dëkk yi surtout dem beeg dikk bi loolu nekk loo xam ni ñàkkul ni am na ñoo xam ni si seen wàllu mbay tey jii bëggoon nañ ko yóbbu feneen wala yóbbu ko si luuma wala ñi nga xam ñooy càmm itam jaay nag wala xar loolu nekk loo xam ne lu leen tëla te loolu nekk na loo xam ni ñoom da nga koy yëg seen wàllu bopp si li nga xam ne sax jot nañ ko tey jii si xabaar ba tey itam loolu nekk di wëy si ñi nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi ñu koy génne ba tey jii rek moom moo si mujj ak ñi nga xam ne ñoo nekk union maraîcher yi nekk si ñaay bi di wane ni mënatuñ dem mënatuñ dikk te li nga xam ni moom nañu bay nekk na lu bari te kooku du fekkee mënuñu ko denc seen kër te mënu tam nekk si marché yi dafa yaatu ba nuy woo sax njiitum réew ngir mu jënd li nga xam ne moom mooy production boobu ñu xam ñoom ñu koy def mën rembourser ñi nga xam ni ñoom itam ñoo bay ndax ñooñu nekk nañ ñoo xam ne tey jii muy banques yi wala tey seen am mën na nekk loo xam ne dafay gàllankoor ngir nag tey jii seet loolu yëpp am nañ si ay gan yi nga xam ni ñoom nañu woo tey jii Mamadou Sakho kooku moom muy président bu d'honneur bu CNCR ki nga xam ne itam mooy Dame Sow di directeur bu élevage ñoom nañu fas yéene waxtaanal si mbir yooyu léegi yéen ñi nga xam ne itam yéen ay mbokku auditeurs yi ñu gannaaw bi leen gërëmee si seen teewaay ñu fas yéene ubbi waxtaan bi ñuy tàmbale ak ki nga xam tey ji mooy Dame Sow directeur de l'élevage Dame Sow ñoo ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ñi nga xam ne ñooy Sud FM ak mbokku auditeurs yi. Matar maa ngi lay nuyu. ñu lay delloo nuyu. di nuyu auditeur Sud FM yëpp di nuyu président Cissokho nga xam ne nii ñëpp xam nañ ko ci réew mi xam ko ci bitim réew lu mat ñaar fukki at a ngi nii nay tasati ay réunion tasati ay programme ci agriculture ak élevage muy koo xam ni expert international la dañ ko classé baykat waaye ñun Sénégal ñoo ko xamul expert international la boo xam ne nii ci mbirum koom jëm ci agriculture ak élevage ak pêche ak environnement fu ñu ko soxlaa rek waxtaane dañ koy woo mu dem ci kon boroom xam-xam la boo xam ni ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turu ministère de l'élevage et des productions animales nga xam ne moom moo ma fi yabal ministre moom ma fi yabal pour ma ñëw waxtaan ak yéen waxtaan également ak waa réew mi ci li nga xam ne nii mooy phénomène bi am fi ñu toll nii muy corona bi balaa dara nag di am dañu bëgg a masow ñi nga xam ne nii ñoom la mbir mi dal ñi nga xam ne nii seeni famille am nañu mu laal parce que nag ni nga ko introduire koom-koom ngay wax waaye koom-koom nag dund moom moo ko jiitu wér-gu-yaram moom moo ko jiitu xam naa am na yeneen débat yoo xam ne ña ngi koy waxtaanee waaye ñun suñ ñëwee di waxtaan ci affaire koom-koom war nañu masawu ñi nga xam ne nii déjà yàlla moo leen teg nattuñu feebar ak seeni famille ak ñi nga xam ne nii aussi ñu ngi leen di suivre lépp nekk stress loolu wax dëgg yàlla lu metti la koom-koom nag wax dëgg yàlla noonu la demee dinañ si waxtaan pour seet nan lañuy def ba redresser réew àdduna bi yëpp ñu ngi koy waxtaane parce que dafa am impact mais masawu ñooñu dafa si baax di jaale tamit ki nga xam ne nii moom moo fi jóge démb muy Pape Diouf nga xam ne nii moom aussi du woon doomu Sénégal waaye doomu mën nañu wax ne adduna bi yëpp la woon ci sport ci football yàlla def mbir mi tamit yóbbu ko yàlla na ko yàlla xare àjjana kon li ma doon wax rek mooy bala ngaa wax économie daal nga wax dund ak wér-gi-yaram loolu mooy priorité fi mu nekk nii ci réewu Sénégal mooy priorité ci adduna bi yëpp. Mamadou Sakho may fàttali yow yaay président d'honneur bu CNCR yow tey jii yaa ngi fii si Ndakaaru ngir nu waxtaan si li nga xam ne mooy mbirum corona bi ak ay conséquences am yi mu am si wàllu comme gi nu lay bàyyi nga nuyu teg Sud FM ak mbokk auditeurs yi.
jërëjëf maa ngi nuyu d'abord mon frère Sow mi nga xam ne yàgg nañu di bokk di liggéey ngir mbéy ak sàmm mun a génne njëriñ ci réew mi ndax ñoom ñaar kenn mun leen xaajale ni mu ko waxee aussi ñu ngi jaal ki nga xam ne moo jóge ci réew mi démb te mu nekk tiis ci ñëpp yàlla mi nga xam ne yërmandem ñëpp xej nañ ci ñu ngi koy ñaan mu defal ko li gën képp ki nga xam ne yaa ngi am jafe-jafe ci mbir mi yal na la yàlla saafara te ñi nga xam ne ñu ngi jëf fexe ak réew mi pour ñu mu bañ a law yal nañ ci yàlla jàppale kër gi nag suñu kër la sud moo accompagné évolution CNCR def nañu tournée ak sud ci région yi def ko ci communauté yi fu ne te loolu war nañ ko rafetlu fii tey di sant di gërëm yow mi fi toog ndax yàgg nga ci kër gi ak ñi nga xam ne aussi nekkoon nañ fi di Serigne Touré ak Latif te maa ngi fàttaleku it sama xarit sama coloré di Chérif El Walid Sey yal na ko yàlla xareel àjjana sud suñu rajo la tey nag li nga ñu laaj ñu waxtaane ko Serigne Sow wax na ko mu ne bala ngay wax koom nga wax dund ak wér-gu-yaram waaye dafa jafe nga xaajale ko ndax dund ak wér-gu-yaram dafa laaj koom it ngir mu mun a am ñaar yooyu dafa nekk donc dafa mel ni suukar ak ndox mbaa soow ak cere comme pël yi comme pël yaa ngi fii waaw léegi li nga xam ne moo xew tey te muy jaaxle bu rëy ci àll bi tax ma posé question bi waaw gannaaw ba nga xamee ni pare nga si nuyo bi waaw li ñu comme dafa fekk ni moom mooy conséquence li nga xam ne moo agsi waaye ba loolu agsi comme dañuy commencé fa nga xam ne moo amee léegi donc question bi nga xam ne moom la lay posé gannaaw bi nga xamee ne am na ay dogal yoo xam ne nguur teg na ko ñi nga am te ñu gis ni kaw gi ak village yi am na village yoo xam ni dañu enclavé ñi am na ñoo xam ne tam également pour àgg fa dafa jafe est-ce que tey jii ñooñu dañ nekk ñoo xam ni ñoo ngi exposé wu maanaam si li nga xam ni mooy wàllu feebar boobu ñuy wax corona. waaw danañu njëkkee it gërëm li nguur gi def gaaw a jóg takku loolu lu rafet la ba dem jël ay matuwaay waaw matuwaay nag bu ne am na gàllankoor bu koy topp waaw kon nag bu ñu demee nag ba gërëm njiiti réew mi ak gouvernement bi ak képp sénégalais bi nga xam ne yëkkati nga sa alal def ko ci mbir mi ak ñi nga xam ne ñu ngi ñaan loolu yépp dafa baax waaw li nga xam ne mooy jafe-jafe ci suuf ci suñu wàllu ñun mooy ñun suñu am ci ñett fànn lay jóge benn bi mooy kër gi nag du kër sàmm du kër béykat du kër nappkat kër gi ñett yooyu yépp lay def fu ndox nekk dañu fay napp di fa béy di sàmm loolu nag mooy exploitation familiale kër entreprise la lu ne lay def ngir dund liggéey yooyu nag dafay joxe koom ñaareel ba suñu doom yi dañuy dem ci noor di liggéey bu ñuy ñëw indaale dara mbaa ñu yónni ñetteel bi mooy ñu dem bitim réew ñett yooyu yépp boo ko seetee léegi bunt bi dafa fermé waaye nag du gouvernement bi koom bi moo ko def feebar bi moo ko def waaye nag bu fekkee ne dem nañu ba am xalaat bu rafet ne bu ñu bàyyee luuma yi day yàq war nañ ko tëj nañu wàññi dox bi waaye nag bu ñu yemee foofu rek masiba bi day yokk feebar bi de fii ne xiif nekk ak ñàkk am-am. kaw nga feebar lu ñu fi mel. ah non pour le moment. feebar bi mun nañu wax ne xam nga man information bu ma ci am rek mooy li ministre de la santé di joxe. munumaa xam beneen xam-xam mais ci loolu li gën a fees mooy ñu ngi koy wax bés mu ne Dakar la Touba ak yeneen koñ mais àll bi ci boppam ah ñu ngi ñaan yàlla fu mu toll tey mu continuer noonu
yéen a ngi sant yàlla daal. waaw fu mu ne daal ñu ngi sant yàlla te nit ñi aussi ñu ngi commencé di fagaru comme fu mu ne wax bi mu ngi tas nit yi nekk fii ñu ngi wax ak ñi nekk seen dëkk yi fu mu ne rajo yaa ngi ci télévision nit ñi xam nañ ne mbir mi du waxtaan mbir mu dëggu la bu am. comportement yi. comportement yi aussi loolu laa la wax nit ñi xam nga ñun jamono bi dañuy def suñu ay activité ceet ziyaare ak yenn xew-xew xale yi foo ay làmb et cetera yooyu yëpp tëral nañ ko. jàkka yi. jàkka yi aussi tëral nañ ko te ndimbal boobu liñ ci am mooy sëriñ yu mag yi jël nañu kàddu wone ne li nguur gi wax war na mën a ne. maanaam communication bi mi ngi dox. communication bi daal yaatu na li nga xam ne mooy jafe-jafe bi li nit yi di xeeb ndox saabu eau de Javel bool bi ñu koy def di ko raxas di ko tuuru ñaar ñetti yoon xaalis boobu ñu bëri amuñu ko boo ko waxee kii am ñaari junni day wax ne ay loolu du dara mais jafe-jafe la ñaareel ba dafa bëri ci ñun ñi nga xam ne seen dund bés ak bés la altine bu jógee di uti pour lekk talaata la donc loolu bu fekkee dem la day dem uti kon nag waxtu bi nga xam ne dem jafe na rek kon xamal ne foofu sàkk na. may ma ñëw si Dame Sow directeur de l' agriculture ma koy fàttaliku Dame yow surtout si pardon ak élevage Dame surtout si wàllu ferlo bi ak yu demee noonu fi nga xam ne sax élevage maanaam am na fa doole trop tey jii li nga xam ne mooy feebar bi naka la fa demee si ay gox yooyu yéen ko ngeen si am. waaw xam nga président li mu wax président si te loolu rek lañu mën a jàpp mooy feebar bi ministère de la yore santé moom moo koy gérer li mu wax si la ñëpp war a tënku parce que ñu ngi dispositif boo xam ne nii lépp lu jëm ci feebar bu manti doon dañ koy suivre de tout le temps rawatina nag su ab feebar bu mel ni épidémie éclaté kon ñu ngi saytu Sénégal yëpp guddeeg bëccëg ñu ngi koy saytu aussi ak service spécialisé laboratoire yi nga xam ne ñoo ko séq bis bu nekk ñu def seen communiqué à 10 heures kon la nga xam ne moom la ñu wax ñun si la ñu mën a tënku su loolu weesoo dama bëgg leeral tuuti auditeurs yi parce que waxtaan yi defe naa loolu lay jariñ aussi nit ñi di si jàng lu bari soo seetee organisation mondiale de la santé ñu koy wax OMS nga xam ni tamit moom moo tënk suñu réew yëpp suñu ministères yëpp moom moo leen tënk suñu ministères yi parce que dañuy joxe information yi minute par minute pour que OMS bi nga xam ne moo ko yore te adduna bi tamit mën a suivre mën a joxe ay recommandations soo seetee ñun li nga xam ne dañ jàng médecine man médecine vétérinaire laa def dañ lay wax ni seen définition duñu suñ la koy jàngal sax duñ la wax lan mooy feebar dañ lay wax lan mooy wér-gi-yaram moom dañ lay définiral ñoom wér-gi-yaram li nga xam ne moom la adduna bi yëpp d'accord dañu wax ni mooy état li ñuy wax nga sa yow sa bopp sa yaram nga nekk ci état boo xam ne parfait li ñuy wax pelek wér nga pelek ci wolof parfait bien-être mu nekk physique mooy sa yaram mental ci sa xel ak social sa diggante ak sa njaboot ak say dëkkandoo ñett yooyu nga war a boole pour ñu ni wér nga kon xam nga kon soo jëlee corona bi nga xam ne nii coronavirus bi nga xam ne nii muy Covid 19 day feebar niñ ci seen yaram soo seetee adduna bi boobu façon feebar ni mu demee nga xam ne mësul am ci adduna bi sauf peut-être jamono yu njëkk yo boobu ñun juddooguñu yaa ñuy wax ay peste ak ñoom de nga xam ni amul benn doomu adduna bi tey bu ko yëgul su ma nee yëg waxuma feebaru yaram mais ci sa xel côté mental gis nga tey sa studio bi da changé nga studio changé na nga doon defee psychologiquement président mu ngi ñëw def masque bi mu laalee kii bi jox naa ko sama gel ni ko diwul gaaw kon amatul kenn ko xelam dal
amatul kenn ku nelaw muy ci kër yi muy ci bureau yi muy ci mbedd mi kon mën nañ wax ni presque àdduna bi yëpp feebar nañu sur le plan mental parce que ñëpp ñu ngi ci stress te stress feebar la ñëpp ñu ngi ci anxiété ñëpp ñu ngi ci inquiétude te loolu lépp ay feebar la. donc nu war am ay comportement yu. kon presque mën naa ni. am na impact ci nitu àdduna bi yëpp presque ñëpp feebar nañu. soo jëlee tamit côté social boobu si la économie mooy koom bi nga bëgg ñu waxtaan si nit tamit pour ñu ne wér na pelek côté social am dafa war a wér da nga war a am xel mu dal ci côté social mooy sa dépense mat nga am loo lekk am loo naan et cetera tey am na mu ngi wax naan am ñu def stop ñëpp tiit nañu ñëpp jaaxle nañu ndax dinañ am ëllëg lu ñu lekk ndax dinañu am lu ñu naan ndax dinañu mën a faju parce que du feebar bi rek moo fi am te koom-koom bi nga daan am di si def loolu lépp tey dafa jaxasoo parce que dafa am mesure yu ñu jël kon pour wax la ni rek ci côté maladie rek que coronavirus dafa am impact ci côté santé yépp ci àdduna bi su loolu weesoo beneen bi mooy ñi gérer ay épidémie dañuy wax ni épidémie soo dégloo baat yi ñuy utiliser sax dañ naan foyer mooy tàkk-tàkk fii am na foyer fële am na foyer kon su tàkk-tàkk amee ñi nga xam ne nii ñoo koy saytu muy gouvernement li muy jëkk a def mooy fay tàkk-tàkk bi du dëgg xam nga tàkk-tàkk du am nga naan da ngay lijjanti ji koom-koom bi nga yore woon moom ngay jël fay tàkk-tàkk bi soo ko fayee tamit ba pare il faut nga seet sax ndax amul yeneen yu ndawaan soo gisee fi ne soo jëlee Chine ñoom dem nañu ba affaire bi wàcc na presque mais bis bu nekk nga dégg ñu ni am na fukk fële am na ñaar fukk fële yooyu la ñuy seet fi mu nekk di ko jéem a fay kon il faut ñu fay lépp ba lépp dalaat ci diggante boobu nag suñu gouvernement toogul loolu mais léegi bala may ñëw foofu léegi dama bëggoon xam comportement ñi nga xam ne ñoo nekk si biir kaw gi tey ñoom maa ngi ñëw toogul moo tax par rapport ak décision yu ñu joxe ban comportement nanam tey jii ñu nekk si kaw gi moom laa si laay ñëw parce que dama la ni toogul parce que man ci suba réunion laa jógee ñu ngi si koy waxtaanee waxtaan boobu tamit secteur yëpp la ñu woo ñi nga xam ne affaire bi impacté na leen ñun élevage suñu secteur affaire daf ko impacté dinañ si ñëwaat ci kanam pour wax leen exactement non man nga si ñëw directement allez-y waaw soo jëlee feebar bi ni nga ko waxee déjà nan la demee ci àll bi ko tontu naa la si mais comme ni ko ñëpp gisee mooy gouvernement bi donc pour mu fay taal bi dafa jël ay mesures parce que fay taal nag taal boo xam ne dafa toll ni Covid 19 du taal bu ndaw du tàkk-tàkk bu ndaw daay boobu pour nga fay ko ay mesures yu bari ngay jël xam nga ci épidémie dañuy wax ni mesure da ngay jël ay mesures yu bari pour fay taal bi mesures yooyu nag li médecin yi di def benn la mais dafa mesures yoo xam ni nguur moom moo koy jël ak administration nga xam surtout ministère intérieur moom moo koy gérer parce que su ko deful lu médecin yi liggéey ci hôpitaux yi affaire day ko ne law parce que feebar buy law du affaire médecine kese. mesure parce que moom dañ koy indil ay feebar bu leen di faj. wala mu wax ni nii la ñu war a defee pour feebar bi bu mu law. mais moom moo yore service yooyu. mesures yi waaw mesures yooyu ñu jël nag mooy rassemblement li ñuy wax ndaje dañ ko aaye. président tamit jël na dogal parce que fu mu gën a avancé te mu bëgg affaire bi gaaw arrêté Sénégal dellu ci foofu na mu nekkoon jël na mesure couvre-feu ñaar yooyu soo ko boolee ci àll bi. muy ci baykat yi ak sàmm yi parce que amul zone sylvopastorale amul fépp mbay ak sàmm yi ñoo fa nekk marché hebdomadaire amatul duma yi nga xam ne nii fa lañ doon jaayee xar yi ak bëy yi ak nag yi di fa jaayee dugub ñii di jënd parce que ñii dañuy jaay ñii di jënd donc dugub muy ceeb muy marchandise bu mu mënti nekk di suukar ba ci attaaya lépp ci marché ci luuma yi lañ ko daan defante léegi nag nit ñi mënatuñu ñëw pour jaay ko am xaalis donc amatuñu koppar mënatu ñoo jënd kon ñoom it lu ñu dundee même ci élevage éleveurs yi amatuñ lu ñu jënde lu ñu xonte seen jur parce que xam nga ni ma ko waxoon sànq fële dañu tombé ci at moo xam ni ci àll bi at mu jafe la aussi ci côté élevage parce que nawet bi ni mu demee am na lu sowee ci mbay mi am na peut-être quelques zones yoo xam ne nii dañu am jafe-jafe
ba gouvernement bi defoon na plan de riposte pour nit ñi ak pour jur gi bu loolu si lañ nekkoon di ko exécuter léegi nag mbir mi ñëw yokku ci daf koo gën a amplifier moo tax impact bi ci àll bi wax dëgg yàlla metti na ci côté koom-koom mais nguur gi jël na déjà ay mesures yéen ñëpp dégg ngeen ko président nee na dina def 69 milliards yoo xam ne nii pour jàppale ménage yi la. waaw ak 1000 milliards yoo xam ne nii pour jàppale économie bi la entreprise yi en général. te le président Sissoko il a bien fait nag de dire que agriculture ak élevage kër gi exploitation familiale entreprise la xam nga lan moo wuutale entreprise exploitation. may ma dinaa ñëw may ma léegi ma dellu si waat si Sissoko tuuti. Mamadou Sissoko léegi gannaaw ba nga xamee ne également tam mbay mi comme ni ma ko doon wax léegi dañ ko lëkkalee ak li nga xam tam également mooy élevage rek muy doo bëggee rek muy benn yaram boo xam ne ñoom ñoo bokk ay wen tey jii si wàllu agriculture spécifiquement sa suba defe naa xëy na dégg nga ñi nga xam ne ñoo nekk si ñaay bi maraîchers yi doon war a ni que ñoom fi ñu nekk actuellement si ay zone enclavée et cetera nguur gi war na gaawantu am yu muy def parce que production bi bari na trop nee na sax ñoom maraîchage bi laay wax wax ma hivernage bi nee na production bi actuellement bari na trop te nee na kooku dana bëgg sax nguur gi daal di jënd loolu pour mën ko jaay parce que ñoom duñ ko mën tey si champs yi wala duñ ko mën tam du mën tam nekk si marché yi te nu gaawantu si yow ban jàngat nga am si li nga xam ne tey jii mooy wàllu surtout matière agricole. ak li nga xam ne tey jii moo xew si yëkkati kàddu bi nga xam ne maraîchers yi moom lañ def. waaw béykat bi ak béykat bi mooy sàmmkat yi ñoo ànd ñu bëri dañuy béy di sàmm am na ñi nga xam ne groupe bu tuuti la ñi nga xam ne sàmm rek la ñuy def bëriwuñu loolu nag lépp li nga xam ne wax na ko te nguur gi def na ko rafetlu nañ ko. waaye li koy tax mu dox moo yéex a ñëw dégg nga de li tax mbir mi mun a sotti bu fekkee ne def nga loolu xam nga ba mu waxee ne 1000 milliards bi ak 69 milliards bi mu ngi bëgg a mot fukki fan dafa bëri dañoo war a def fexe mbir moomu tàmbali te tàmbali bi am na ci ay matuwaay yi ñu war a jël. ñi nga xam ne ñoom lañu war a dimbale dañoo war a bokk ci naka bi xalaat bi président nee na danaa def lii baax na ministre yi jox nañu xalaat mais ñi nga xam ne ñoo moom mbir mi loolu la ñu gisagul naka la ñu koy defaree réew du administration rek ak institution am nañ ci solo noonu mais population bi. parce que bu ñu falee ay nit dindiwul ci dara suñu responsabilité ci suñu dund fal député fal maire fal président du tax du ma mun a nekk responsable ci sama àddina loolu nag moo tax ñu war a def fexe rapidement ministère yi ñu def fexe ba nit ñi nga xam ne ñoom la dimbal bi war a àgg ñu xam ñooñu ban façon dimbal lañu yaakaar benn naka lañ ko yaakaare ñaar lan lañ ci doon ñett ak naka lañ koy xayma ak seetu ndax mbir mi loolu la alal réew mi la dañoo war a def fexe mu leer lan fan kañ ci kan naka ak naka lañu koy toppee comme tey ministre de la santé bés bu ne mu joxe information ci feebar ndimbal bi it dañoo war a def fexe ba information bi yaatu te loolu pour mu am dañ ciy dugal ñu ci bokk dugal administration laa bu daan moom mooy jiite mbir yi waaye nag bu fekkee ne yaa ngi ma bëgg a dimbale damaa war a danga may dugal ci ndimbal bi. ñi si bokk mooy ñan. waaw acteurs yi ñu si war dugal mooy ñan. ak acteurs yi mooy borom dëkk yi. maanaam maire yi. non du maire. village chef de village. war nañu am représentant. maire bi kooku amul débat waaye association yi nekk ci gox yi te gouvernement bi reconnaître leen. base bi. béykat yi sàmm yi jeunes
femme dañoo war a bokk fu mu ne du ñu xaar ba ñu ne xaalis bi àgg na ministère du développement communautaire ou bien àgg na fii pour commencer déedéet léegi lañu war a liggéey ci loolu rapidement. waaw mais li ma la bëgg laaj yéen a ngi nekk si kaw gi loolu moom mooy seen liggéey am ngeen ay organisation de base et cetera mais liggéey boobu est-ce que du yéen a ko war d'abord commencer ba pare nguur gi ñëw fekk si leen. ñun lu ñuy commencer. ah dama la bëgg wax ne xanaa doo nekk nguur mu toog sa kaw di la wax dafa lii dafa non nguur gi am na yoo xam ne nguur maîtriser wu ko yéen est-ce que seen wàllu bopp amul yoo xam te ne yéen a ko war nguur ñi ko xool situation bi nii la mel affaire baa ngeen dem gaamoontu leen si li ngeen def même bi ngeen amee lii jox leen essayer def lii def laa parce que situation bi métti na. mais ci loolu laa la wax nii di ma ne la bu fekkee ne président déclaré na lu mu déclaré ah bon du wax na day joxe 69 milliards ci sécurité alimentaire kii nga xam ne nag moom la ñu dénk loolu ak gouverneurs yi ak préfet yi ñoo war a def waxtaan ak nit ñi nag fu mu ne xam nga loo gis rek dafa am yoon bu muy jaar ñun heure bu ne pare nañu doo dem fekk nit ñi mukk nga ne leen ci ndimbal sangam lan mooy sa xalaat ñu ne xaaral ba ñu dem xool téere bi nangam rapidement mais dafa war a nekk ci procédure li ñu koy waxee ci mandarga bi ñu koy doxale dañoo war a wax ne ndimbal bi pour ñii la ni muy wàccee ci niveau national lii la régional lii la département lii la sous-préfecture lii la commune lii la loolu yëpp yoon bi moo koy teral pour que mu dëgër ñëpp nag war nañu bokk commission yooyu nga xam ne war nañ koo def ñun loolu mooy suñu xalaat kenn werantewul doole bu nguur war a am pour jël dogal loolu moo ko moom. kooku mooy autorité rek. waaw léegi nag bu paree nag te ñëpp rafet nañ ko parce que kenn contesté wul. loolu kay jeex na léegi li des nag nguur gi aussi delloo nit ñi lu ñu moom delloo nit ñi lu ñu moom mooy loolu léegi ci li nga wax léegi am na maraîchers yi nga xam ne tey xam nga seen tool ak seen fi ñu dëkk xaw na sori léegi dañ leen di laaj autorisation pour dem am na ñi nga xam ne dañuy yar ganaar fi ñu dëkk ak fu ganaar yi nekk dafa xaw a sori léegi ñu ne dañ leen di laaj autorisation d'accord mais nañu def pexe ba laaj autorisation bi bu mu nekk fukki fan ak juróom-ñaar fukki fan parce que bu boobaa ganaar yi dañuy dee loolu mooy problème li ma la wax. oui mobilité bi non. voilà bien sûr voilà donc dafa am décision li ñuy wax la loi ak décret ak arrêté bu fekkee ne gaawuñu ci lu bëri li nga xam ne loolu lañ bëgg a def day yàqu. te loolu bu yàqee mooy tax dañuy wax ne nit ñi de sont indisciplinés bu boobaa nag xam nga bu fekkee ne yow téyetuloo dara yaakaaruloo dara kenn mënatu laa téye. cafouillage mooy am. voilà léegi nag foog nga wuti ko. voilà léegi nañu liggéey gaaw ci lii président wax mu bañ a nekk rek fii ba xaw ma kañ loolu dafay indi problème léegi ñaar beneen point bi nga xam ne moo am solo bu ñu ne nañu dimbale nit ñi ci dund nañu leen dimbale ci dund mi nga xam ne loolu la ñu xam li nga wax la lépp lu ñuy béy ci réew mi bu ñuy jënd ëllëg nañ jënd loolu ñu commencé ci loolu te bu ñu waruñoo nekk aussi ne bu ñuy jënd dund di ko joxe ceeb rek la ñuy jënd Sénégal yëpp lekkul rek ceeb tout le temps léegi nañu xam ne gerte sëb bisaab parce que nee nañu baax na ci feebar bi lépp yooyu dañu ko war a programmer jënd ko jox ko nit ñi. parce que bu dul oui oignon pomme de terre bu nit yi di wax ne béy nañ ko nañu ko jëndee delloo ko. moom la maraîcher di askan bi dégg xar béy yàpp. lépp dafa war a bokk ci ko li nga xam ne nguur gi war na koo jënd. te bu koy jënd nañu xam fan lañ koy jënd ñaata lañ koy jënd ngir ñëpp mun a xam parce que liggéey bi dafa war a rafet ci jëlbeen bi ba fa muy may jeexee xalaat bi rafet na décision bi génn na ci président nañu ñun ñëpp ñu taxaw mu gaaw àgg fu mu war a àgg te loolu na ñëpp bokk ci seen place presse bi léegi ñu ngi leen di woo ci lépp ñun aussi am nañ presse ci àll bi rajo communautaire yi nañ leen ci boole donc ñun daal rafetlu nañu lu ñu wax ànd nañ ci waaye nag mu ngi bugg a yàgg te bu yàggee rek li nga wax la dootul joxe effet bi ñu ci bëgg nañu gaaw a régler loolu réunion yi bëri na trop ci li nga xam ne ñëpp xam nañ ko
li soxlawul étude soxlawul fanweer réunion léegi comme xam nañu lan la ak fan la nañu def fexe nit ñi ñu dugal leen réunion soxlawu ko parce que par dëkk la lii daal ñun li nga xam ne man loolu laay wax nguur gi na gaaw ba yéene bi mu am te mu jël matuwaay bu mu nekk di yàgg di yeex ba mu yàqu li tax ñu def ko. voilà directeur Dame sama dellusiwaat si yow élevage tey jii yaa ngi woon si daje bi nga xam ni lii moo taxoon c'est wax tey jii yan décision lañ fa jël yoo xam ni c'est pour assurer la mobilité ak affaire mobilité yi nga xam ni léegi amatul ak yu demee noonu yooyu ak tam taxawu ña nga xam ni tey jii ñoom nañ bëgg taxaw yan décision nañ jël tey jii si réunion boobu. non de moom réunion pour affaire mobilité mais réunion pour waxtaan secteur yëpp. waxtaan ku nekk li nga xam ne nii mooy jafe-jafe acteurs yi pour ñu jébbal ko kilifa yi ñu mën a accélérer mooy ni président si soxo ñu mën a accélérer ndimbal bi parce que mënoo ni damay dimbale rek te waxtaanu ak experts yi waxtaanu ak acteurs yi suñu ministre ay bis bi weesu vendredi passé woo na acteurs yi filière yëpp ñu ñëw ba ñu waxtaan ku nekk wax say jafe-jafe ñu tënk ko ci këyit jébbal ko ministre économie yeneen secteurs yi tamit def nañ ko pêche def na ko ñu yore emploi ñu yore ñëpp dañu def nañu déjà première étude yi mais nag ndimbal bu toll noonu envergure bu toll noonu dafa laaj aussi stratégie président xam na li may wax dafa laaj aussi ay étapes. mais yéen ministère de l'élevage lan ngeen tënkoon jox ko. ma dinaa si ñëw dama bëgg a wax ni parce que président dafa wax loo xam ni il faut que ma am leeral yu ma si indi. dafa ne dañu baral mbir mi. stratégie moom yaa xam na luy stratégie da ngay lal pexe yoo xam ni bu si nekk ak waxtoom nga koy def effectivement ndimbal pour affaire u lekk loolu lu jàmp la parce que ñi ci àll bi jaayatuñu doxatuñu dematuñu dikkatuñu loolu service yi nga xam ne ñoom ñoo ko yore en relation ak yeneen ministères yi ñu ngi siy liggéey xam nga yéen ñëpp yàgg nañu dimbal du lu bees ci Sénégal joxe dund du lu bees ci Sénégal même ren ji wax naa la sànq sama introduction ni la am na plan de riposte boo xam ni joxe dund ci la bokk mais lii daf ko gën a jàmpal mais loolu avec nawet bi moo taxoon am ñoo xam ni ciblé wuñ nañ leen muy nombre boo xam ni c'est limité avec SSNSA sànq yaa mooy wax ni gis nga loolu c'était limité mais tey président su bëggee dimbale lu mat 1 million de personnes xam nga du ñi nga xam ne nii ñoom la ñu ciblé woon kon ñeneen ñi nga xam ne dañu ñëw mbir mi laal la ñu fekk si il faut ñu identifier leen boole leen si rapidement loolu defe naa priorité la et puis urgence la te kilifa yi ñu ngi siy liggéey te xam naa balaa yàgg ñu gis ko. mais directeur dooguma la gis nga affaire bi ni ngay waxee dafa jàmp te ngay wax ni du fekkee dañu bëgg dimbali million te il faut que dañ leen di identifier effectivement yooyu yëpp ay stratégie la ak yu ñuy teg ak yu demee nag yooyu mais dégg nga sànq li nga xam ni moom la si sa ko wax wane na benn espèce su jàmpaay boo xam ni léegi yëf yi war nañ ko baral kenn waxul nag du ne baral tam ça veut pas dire que rek dañuy def mais seulement il faut que tam te si urgence bi nga xam ne tey jii am na ak amplification bi pour tam affaire yi mën bari mais affaire baraay boobu nga xam ne actuellement dafa nekk stratégie bu ñu war a intégrer si affaire bi kooku naka la war demee est-ce que nekk na loo xam ne également wax naa naka parce que tam on peut pas tout attendre même xëy na sax du noonu commencé parce que xiif ak lekk du ne suñu réew bari na ay experts ay spécialistes yoo xam ne loolu mooy seen liggéey mooy préparer plan de riposte def plan de contingence exécuter ko adapté ko loolu bari na fi mais mbir mi li mu ñëw dal yokk besoin yi ba président génnee xaalis bu toll noonu loolu moo tax il faut ñu identifier ñi nga xam ne nii ñoo ko yayoo. war na dem ñaati fan par li exemple président wax identification loolu mënuma ko xam parce que voilà am na service yoo xam ne nii ñoo ko yore yàgg nañ ko def xam nañu ni ñu koy defee te xam nañu jàmpaay bi nga xam ne nii moom le chef de l'État bëgg ñu jàppalee ko ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo ko yayoo li président wax ci jàmpaay bi kon yaakaar naa loolu nguur gi jël na ko en compte c'est que jàppale bi moom laa ni dafa am plusieurs étapes xam nga jàppale ménage yi ak jàppale entreprise yi bokkul jàppale ménage yi ak jàppale entreprise yi bokkul parce que 1 milliard bi ñu jàppale entreprise ko il faut ñu étudier ko aussi secteur yëpp ay tourisme ku nekk commencé nga génn say effet say impact say chiffres
te loolu tamit suñuy génn ci feebar bi rek mu war a reprendre dañ leen di jàppale kon loolu lépp planifié nañ ko. parce que ministre jàmpaay bi léegi moom mooy xiif non xam nga liggéey boo xam ni ministère de l'économie de la planification et de la coopération moo ko yoree nga xam ni planification ñoom ñoo spécialiste bi wax dëgg yàlla yaakaar naa mën nañ am confiance ci ministère boobu parce que dañu am direction yoo xam ne loolu rek la ñuy lijjanti nan la ñuy def ba lii nga xam ne nii kilifa gi dogal na ko ñu def ko le plus rapidement possible ba économie bi liñ si ragal ñu mën ko atténuer parce que plan de contingence mooy atténuer effet choc bi soo jëlee élevage ak maraîchage bi mu wax effectivement li nga xam ne nii dañu tere circulation ci diggante région yi daf ko impacté couvre-feu bi aussi daf ko impacté mais loolu ministère de l'intérieur moom moo ko yore tey jii ministre boo xam ne nii am nga ay acteurs yu si bokk yaa ngi waxtaan ak ministre de l'intérieur pour seet nan la ñuy fexe ba ñooñu nga xam ne dañuy dem di liggéey di mën a dem di mën a ñëw pour seen liggéey bañ a yàqu parce que soo seetee tamit mesures yi ñuy jël ci àdduna bi yépp te yi Sénégal jël fi mu nekk nii sax gën a oyof la bokk parce que yeneen réew tubaab yi dañ def confinement mooy ñëpp tëju ci kër yi bu kenn génn. mais loolu ci bu économie. par exemple xool transhumance yi muy demee xam nga ñooñu doo leen bëggee wax ni tey dañ leen di parquer fenn wala doo fi leen dem. non xam nga kooku c'est un grand problème. waxuma foofu dama ni. non déedéet man dama poser une question. dama bëgg posé woo da nga affirmer. non attends dama ni non dafa nànk. pour nu déggoo rek dama ni type économie yi des fois am na si côté yu bëri yoo xam ne du nuroo. ma jël nag benn exemple man fii par exemple doo jëlee ñun suñu élevage avec le système de transhumance. man nga xam nga ñooñu dañuy dem ak di dellu te ñàkkul ni am na fu nu tag wala yu demee noonu yooyu doo jëlee tam par exemple suñu yenn ay rien que pour exemple boobu rek. ñooñu par exemple jëlal cas boobu léegi yow noo leen di analyser ak yenn situation na nekk tey jii. xam nga da nga ma dogale est-ce que ñoo ngay dem di dellu si. xam nga da nga ma dogale te xamoo fan laa jëmoon. waaw dogale gars yi yenn saa yi du si ñàkk nag moom directeur yi tam xanaa du la bàyyi tam ngay continuer dem rek yenn saa yi. waaw mais kon auditeurs yi la ñuy waxal ah. parce que soo ma dogalee te àggalewu ma auditeur mën na comprendre leneen. fi ma jëmoon mooy dama na ni tubaab yi nga xam ni mesure de confinement lañ jël ñëpp dañ tëju seen kër kenn du génn du guddi du bëccëg kenn génnatul même ñooñu lépp lu jëm ci transport marchandise ak lekk parce que foofu laa jëmoon loo mënti jël mesure lekk moom moo jiitu il faut nit ñi lekk di naan tubaab yooyu dañu bàyyi seen économie lépp lu jëm ci agroalimentaire muy fonctionner oto yi dañuy circuler magasins yi dañuy ubbi mais dañu organiser nan la ñuy jënde wala nan la ñuy ravitailler nit ñi pour te dire que ñoom dañu développer am moyens yi fii nag nga xam ne mesures yi àggagul foofu marchandise tamit lépp lu jëm ci marchandise te lekk dafa war a circuler mu ngi circuler léegi nag dafa am fermier yoo xam ni affaire bi leen laal directement parce que kooku nit ki ci boppam moo war a dem pour liggéeyi pour ñibbisi loolu ministère de l'intérieur moom mooy joxe autorisation yi en rapport avec collègue bu ministre yi nga xam ne nii ñoom ñooy yore tutelu acteurs yooyu te ñu ko bàyyi ko ma àggaleel voilà d'abord. kon loolu ci côté circulation bi effectivement y a des difficultés mais ñu ngi koy régler soo ñëwee ci entreprise maintenant parce que foofu tamit bëggoon naa fi leeral nga dogale woon ma sànq. bi président waxee entreprise ni exploitation familiale entreprise la dama bëgg a ñëw ci deux côtés parce que exploitation familiale yi ñi nga xam dañu vulnérable dañ leen war a jàppale ci lekk du dëgg ci dund mais aussi ay exploitation ay kii lañu ay entreprise lañu xam nga li wuutale yeneen entreprise yi ak entreprise agricole la professeur ba doon wax mooy fekkee entreprise classique la mooy comme Sud FM su amee problème mën naa wàññi nit ñi wala mu dàq leen du dëgg par contre fekkee entreprise exploitation familiale nga yore soo amee jafe-jafe mënoo dàq sa waa kër da ngay obligé yore leen continuer di wut ay pexe yoo leen yore loolu moo wuutale ñaari entreprise moo tax mu gën a jafe yëfu familial en même temps. waaw production la. soo amul xaalis tamit mënoo wàññi nit ñi alors que fekkee entreprise classique la mën nga wàññi nit parce que loi ak droit may na la ko kon loolu tamit loo xam ne nii sóoraale nañu ko lu am solo la te avec ministère yi nga xam moom ñoom la concerné ak acteurs yi comme ni ko président si soo ko waxee il faut que ñu seet ba xam effet ak impact bi muy am ci agriculture ci élevage ci pêche mooy pêcheur traditionnel laa wax de waxuma industriel nan la ñuy fexe ñoom aussi ba relever waat leen ba ñu gën a
ba ñu dellu siwaat ci niveau bi ñu nekkoon. mais est-ce que tey jii génne nañu solution bon nan la ñu fexe c'est-à-dire dañu war seet est-ce que solution génn kenn joxagul solution non pas encore on fait des études. xam am na ay pistes de solution yu bari yoo xam ne nii teg. waaw mais ni si tuuti bokkañ jox na la primeur. waaw mais dañuy bàyyi nag ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko yore. waaw xam naa mais non wax ko xam nga ñun dañuy réfléchir. dañuy réfléchir. waaw yéen si lan ngeen jox ñi ñu ko war a jox. ñi nga xam ne nii nag ñooy dogal ñooy décider. ñoom ñooy parce que xam nga soo stratégie wala ay pexe da ngay génne pexe yu bari. mais kay dogal mooy dogal pexe ko mu ngi mel ni entreprise toolu président Sissoko. suñ koy conseiller man conseiller laa ci kii moo tax ma miinanteeg moom. ci conseiller la formé wu. mais soo koy conseiller da nga ko naan lii wala lii moom mooy décider li muy def. ci administration tamit noonu lay fonctionner experts yi dañuy réfléchir xalaat génne option wala scénario yépp après nag ñi nga xam ne nii ñooy décideurs yi di ñi ci kaw ñoom ñooy décider li nga xam ne noonu lañ koy defee. ok ma dellusiwaat si Mamadou Cissokho mooy fàttali mbokku auditeurs yi yéen a ngi topp seen émission waaru si Sud FM tey jii nu jublu si impact corona bi par rapport au monde rural ak yenn décision yi nga xam ni également war nañ ko si taxawal pour faciliter lépp loo xam ne rek dafa jublu si wàllu askan bi muy feebar bi ak tam di wàllu koom bi Mamadou Cissokho dégg nga léegi bi ma dee waxanteeg directeur nuy wax affaire surtout si transhumance bi mobilité bi naka lay demee kooku tey jii yow est-ce que ban jàngat nga si am si wàllu transhumance bi naka la war taxawee itam ak jàppale bi naka la war demee. transhumance bi ñu ngi ci amagul problème particulier parce que dañoo ne autorisation mooy oto yi ou bien passager yi déggaguma ñu ne ku topp say nag ci àll bi boo buggee génne sous-préfecture dem ci beneen sous-préfecture war ngaa jël kay déggaguma ko xëy na am na. waaye déggaguma ko bu ñu ko waxee nag bu boobaa il faut que dañuy uti ay ay agents yuy def autorisation bi ñoom it ñuy topp jur gi. parce que jur moom fuy ñax la am la bu lekkee ba jeexal ñax bi day continuer donc ki joxe kayit bi bés bu ñu jeexee loolu dafa war a topp. pour que gars yi bañ a mun a tax mais fi nga xam ne foofu laa bëgg a ñëw. mooy li mu wax d'accord nañu ci expert ak lépp léegi xam nga ne kit li nga xam ne loolu la ñuy raxase kii équipement bi ak saabu bi ak ordre loolu xam nañu ñaata kër moo nekk ci Sénégal loolu wax dëgg yàlla li des mooy ñu commandé ko ñu defar ko te am nay entreprise yu ko mën a defar fii ñu joxe ko mbir mi du lépp ngay jëlee doon du ko def du dëgg bu ñu defee loolu ñu daldi ci topp ñaareel ba li ma la wax ñu commencé jënd li bay mi nga xam ne mu ngi ci réew mi xam ne dinañ ko joxe li nga xam ne dañ koy joxe nag boo ko dajalagul waaw kañ lañ koy lijjante loolu lañu commencé gul ñoom ba tey ñu ngi ci gestu waaw comme président nee na xaalis bii pour lii la te pour mu ko waxee ak léegi mën na fukki fan ci biir fukki fan waroon nañu wax ne tey jënd nañu nangam tonne pomme de terre ak soble ñu ngi ko yoree pour mun a koy jox nit ñi bu fekkee ne loolu na war a demee. loolu dafa jotewul ak planification bi te jotewul ak leneen yi yépp donc ñetteel bi ci topp mooy ki nga xam ne dafa war a dem seeti ay ganaar mbaa mu war a dem seeti jardin depuis bés bi nga xam ne nee nañu ku bëgg a génnee département dem ci département da ngay def kayit jamono boobu la nit ñi joytu ci seen ministère yi yóbbu information ministre de l'intérieur ba tey ñu ne ñu ngi koy seet mais bu ganaar yi dee mbaa tool bi horticulture bi yàqu waaw seet boobu lu muy jëriñ man ñun d'accord nañu ci disposition bu ne waaye disposition bi dafay ànd ak application en attendant ak non ak jumtukaay buy tax mu mun a am xam nga léegi xam ngeen ko yéen vétérinaire yi bu ñu nee li nga wax la ay poste am na ndaay comment tu l'avais dit foyer rapidement xam nga du ngeen fi toog ne il faut que ñu xool daf da ngeen di daal di uti équipe mu daal di dem loolu lañ def ci feebar bi di ba mu jógee rek la ñu commencé uti ay équipe kon nag lii aussi mu ngi bëgg a yàgg parce que xam ngeen ne kañ la am président def premier discours kañ la def deuxième discours li nga xam ne ñun moom la ñu bëgg mooy fu mu ne waxtaan bi war a am ci suuf ci ñi ko war a bokk na waxtaan yooyu commencé pour que ñu wax ne bon bu ñëwee lii ak lii la ñuy def
ñi nga xam ne nag ñoo yore xaalis bi nañu yóbbu xaalis bi fi nga ñi nga xam ne ñoo war a jënd ay bagages bu fekkee ne bagage war nañ koo jënd bu fekkee ne nag xaalis la bu ñu waree jox nit ñi loolu yépp nañ ko waxtaanee ak nit ñi loolu la ñu déggagul ñun déggaguñ loolu parce que mbir mi mënul yàgg ci baatin il faut que mu ñëw ci zahir ñu xam kan mooy def lan fan ci lan loolu bu amee rek bu informe gis nga bés bu ne ñu ngi wax ne raxasu leen seen loxo ñu ngi koy répété nañu wax aussi ci lële ñaar yi ànd nit ñi wax ne ah dana metti waaye comme ñu ngi ñuy jàppale ñu ne nañ góorgóorlu fi may mu jël aussi mooy tey am na ba tey liggéey bu bari bu ñu mën a def ci horticulture ak ci programme par exemple xar tabaski jamono bii comme dañoo ne bu nit yi dem fenn nañ jënd ay xar yu góor jox ko jigéen yi ñu yar ko pour que bu tabaski ñëwee ñu jaay ko dana nekk yaakaar ñu téye ko toog donc lu bari mun na nekk bu ko defee comme nee nañu Sénégal at bu ne lu muy importer ci xar dafa bari te fu mu ne ñu ne bu kenn génne comme nit yi génnewuñu ñu ngi toog du ñu def fexe jigéen yi am lu ñuy wax mouton de case. ah mais mouton de case yooyu doo def nang dañ koy jaay de ko amagul loolu lekk looy doy mouton de case. non bokkul day ànd ak ndimbal déglu ma. ah waa ak boobu bokkul non kooku koom-koom non kooku koom-koom bi la dañ koy jox li ñu koy jox pour mu lekk mais dañ koy dimbale aussi mu liggéey pour mu bañ a nekk rek heure bu ne ñu jox ko lu muy lekk loolu la c'est-à-dire dañu lay dimbale pour nga génne ci ndimbal bi bu ko defee xar boobu muy yore day joxe ñaari résultat moom dana ko toppatoo dana ko jaay am bénéfice réew mi dana am xar donc loolu yépp bu ñu nit yi toogee waxtaan mun na nekk waaye réunion yi nañu ko wàññi parce que li ngeen war a wax ngeen ko fu mu ne bu ngeen toogee da ngeen di waxaat li ngeen doon wax rek parce que mbir mi dafa soriwul bu fekkee ne ñi nga xam ne tey ñoo am coono bi mooy ñi nga xam ne ñu ngi gëstu feebar bi lan moo ko indi naka lañ koy fajee loolu d'accord nañu parce que xamaguñu résultat bi mais bu fekkee ne garab bi génne na kay wax bi fa des mooy ñu wuti garab bi faj nit ñi mais ñun suñu cas kiif am na ndax nit yi dematuñu fenn mënuñoo jaay mënuñoo jënd nguur gi xam na ko ba président mu ne li ma def nii xam naa ne dana métti nañu def lii pour wàññi méttaay na départ ñàkkaat départ bi moo ñu jaaxal. voilà man daal Charles mooy. attends kii directeur monsieur Sow man dafa wax benn loo xam dafa am importance parce que moom ni muy waxee wane na ni jàmpaay bi nga xam ni sànq moom laa la xool jàmpaay bi nga xam tey jii moo am pour nu wàccee affaire yi léegi fi ñu toll nii yaa ngi jóge si réunion bien sûr doo dévoiler yëpp mais est-ce que tey jii yaakaar nga ni war na mën commencer au moins comme ni mu koy waxee ñu joxe tuuti pour que nit ñi au moins xiif bi commencé mën wàcc nànk nu am tuuti doole commencé liggéey parce que ni muy waxee dafa mel ne nit ñi c'est un peu la catastrophe dans le monde rural. xam nga amul benn nit ku gën a renseigner administration ak kilifa yi ci kaw surtout lépp lu xew ci àll bi xam nañu jàmpaay bi président si soxo wax fekkoon ni président de la république xamu ko kon du génne xaalis bu tollu noonu day jàppale nit ñi lu dëgg li président wax tamit yenn saa yi day xaw a am tuuti contradiction parce que su nee nañ toog waxtaane ko ba pare ni waxtaan yi ba dafa bari. déedéet seen kaw seen waxtaan bi lañ war a bàyyi j'ai compris yi ñu koy jox ñoo war a commencer waxtaan te waxtaanoo bu ñu. parce que waxaguñu leen dara. ci laa bëgg a ñëw. voilà dama la bëgg a wax ni la en réalité amul nee naa la sànq ni gouvernement du Sénégal yàgg na jàppale nit ñi même ren am na jàppale boo xam ne waroon na am et ce CNSA secrétaire conseil national sécurité alimentaire chaque fois loolu def opération yu mel noonu développement ministère bi yore développement communautaire xam nañ ni aussi am nañ ci expertise alors ce qui est sûr mooy ndimbal bu ñuy def bu demee noonu mën naa joxe aussi délégation générale à la à la sécurité alimentaire à la protection sociale et à la solidarité alors ñooñu ñëpp lépp loo xam ne dañ koy def day jaar ci autorité administrative jaar ci chef de village jaar ci organisation yi loolu yàgg nañ ko def de registre national unique xam nga tey lii ñuy def nii fu mu jaar boole si registre mais registre boobu dañ koy def avec des chefs de village dañ ko defee
c'est avec les communes. waaw communes yi même chef de village participé nañ parce que mënoo ñëw ci ab village di xool ñi gën a néew doole ñi vulnérable ñi pauvre te chef de village am na rajo la ñu nekk mënuñu fi nekk naan am na tel cas mais ca début ba ñëpp gis nañu erreur yi si amoon ba ñu corriger ko ba léegi registre bi non seulement délégation générale stabiliser na ko mais léegi yeneen service structure yëpp sax dañ koy utiliser moo tax ñu registre unique koo xam ne nii da nga bëgg a jàppale koo xam ne ñi gën a pauvre am nañu ko mais boobu am na stock wax naa la sànq ne la am na stock bu si nekk mais li président nar a def weesu na stock boobu foofu moo tax il faut ñu recenser ñeneen ñi nga xam ne nii dañ leen siy boole soo jëlee suñu cas élevage. effectivement mais recensement boobu mën na durer combien de temps par exemple. loolu moom mënu ma ko wax parce que ñoom ñooy. spécial xam nañu koy def élevage. mais su ma jëlee cas élevage par exemple wax nga transhumance waxaat transhumance effectivement transhumance yi couche vulnérable lañu parce que ñoom dañoo jógee seen gox parce que déjà seen jur amul woon lu mu lekk. ñu dem fu sori 100 kilomètres 200 kilomètres wala 300 kilomètres dem nekkati foo xam ne nii du ay gox parce que dañ leen di xajal rek ñooñu tey couche la boo xam ne nii dañ ko war a jël en compte moo tax demandé nañ ñu jël ko en compte ñu def récemment suñu service de terrain ñu ngi travailler ak ñoom pour ñu identifier ñu fan la ñu nekk am seen liste ñoom ñëpp parce que xam nga transhumance moom dañ soo seet voilà xam nañ leen dinañ dresser liste yi très rapidement pour ñu pour proposer leen soo jëlee exemple lu daaw jéeg bi taw bi amee impact rey ti xar yi lu baree bari xam nga plus ëpp juru transhumance yi la woon mais pour recenser leen parfois c'est extrêmement difficile mais loolu jur gi la woon mais pour recenser nit ñi moom loolu yomb na parce que fa ñu nekk dañuy dem ci forage yi ak seen dëkk ñu recenser rapidement am seen liste mën leen a localiser parce que ñoom nekkuñu ci dëkk yi président di wax nga xam ne chef de village bi xam na waa dëkkam mais yenn saa yi dañuy ñëw ñu xajal leen wala ñu dem ca àll ba am relation ak waa dëkk bi kon c'est une couche vulnérable boo xam ne nii aussi ñu ngi ko bàyyi xel transhumance bi nag nit ki dem ak juróom di ko dundal liñ si mën a wax mooy mesure bi président jël mu état d'urgence dafa jox gouverneur préfet ak sous-préfet ay pouvoir muy les autorités administratives ñoom ñoo ko war a appliquer ku nekk ci sa zone en bonne intelligence couvre-feu bi xëy na moom à partir de 20 heures ñëpp dañoo war a tëdd voilà dañoo amul débat xëy na nag suñu mbokki transhumance yi moom ci àll bi ñoom voilà heure boobu xëy na fekk ñu tëdd wala ñu ñoom dañuy fanaan di topp seen jur gi voilà yenn saa dañu fanaan topp seen jur mais su gendarmerie taseeg ñoom wala kii en bonne intelligence dañ koy gérer parce que li ñuy bañ mooy jaxasoo bi li ñuy bañ mooy li ñuy di daje mais foo xam ne nii tase nañoo ab éleveur boo xam ne nii moom kese la ak juróom wax dëgg yàlla war na appliquer loi bi mais fekkee par erreur dafa kii en bonne intelligence dañ koy gérer déplacement yi daal en tout cas les autorités administratives ñu ngi koy gérer en bonne intelligence maintenant ñun acteurs yi muy waa agriculture élevage nga xam ne ñun la concerné ñun ñoo war a gën a waxtaan ak ñi nga xam ne nii ñoo am seen ferme yooyu war a déplacer wu pour ñu mën a rapprocher wu des autorités administratives muy gouverneur muy préfet ak sous-préfet ñoom ñoo xam nga nag kenn du defal demande keneen foofu xam nga loi tamit dafa xaw a xat fekkoon loolu la kon dañ naan rek liste nangam jox lañ leen kii ñu dem mais situation bi ni mu demee ci commencement bi li ma la wax ni la li ëpp gën a jàmp gën a am solo nga xam ni nii suñ ko réglé wul problème yi ñu bëgg a atténuer day gën a yokk mooy faydaay bi mooy fexe ba feebar bi arrêté law bi arrêté ñu fexe ba mu jeex sinon su dee lijjantiwuñu loolu am yenn tolérance yi su boobaa tamit feebar bi mën na gën a law te loolu kenn ñaanu ko yàlla moo tax ñëpp dañuy def effort soo seetee te discours yi ñuy wax yëpp tey muy citoyens yi muy administration dañ wax ni tey ñun ñëpp ku nekk soldaar nga pour xeex feebar bi ñun ñëpp soldaar lañ pour xeex feebar bi soldaar nag dafay am ay sacrifice mais ñi nga xam ni daal ñoo vulnérable nga xam ne nii ñoo gën a néew doole te nekk ci àll bi te ñoom la mbir mi gën a laal parce que lañ daan fortaatu ci marché yi di ko fortaatu ci seen mbokk yi même seen ñenn ñi seen émigré di leen yónnee xaalis loolu lépp dafa dakk kilifa réew mi bàyyi na leen xel te joxe na instruction yi nga xam ne nii li président si soxo bëgg
dinañ ko jàmpal pour que nga xam ne dinañ ko gaawal baral ko plutôt pour que ñoom ñu jot premier ndimbal parce que. au plus tard tey par exemple ñeen ndimbal. loolu laa leen ma ko wax parce que man simple directeur nekkuma ca kaw. dama la ne def nañu seen plan ndimbal yi ni ñu ko war a defee. nañ ko defee noonu oui bon voilà. te dégg nañ defe naa dinañ gën a dégg aussi président si soxo ci rajo bi. li nga wax kenn tegu ci baat. ci décision yi président jël. waaw si soxo foofu dafa laaj dafa am accord total xam nga ko. mosuloo dégg en tout cas jusqu'à aujourd'hui ci àll bi. ak ci taax yi nit ne lii warul am. loolu moo tax. bu loolu amee nag. ba moom mu xalaat ne am na lu ko war a gunge. dañuy def fexe gunge boobu aussi gaaw. loolu laa wax. mais si xool dama lay poser benn question ak may ma tuuti rek. léegi puisque yow yaa ngi dellusiwaat ci gaaw bi yow dama lay laaj ak ni ngay gisee mbir mi. ak yu demee noonu kañ nga yaakaar ne au plus tard war na mën démarrer dimbal boobu. man yaakaar naa ne dimanche warul tax wala dimanche daal war nañu démarrer. dimanche bi ñuy. oui parce que nit day dundee yaakaar. bu dara xewul dañuy ne gars surtout xam nga Sénégal dañoo yàgg bu waxee ñu ne ah gars yi dañuy wax rek. ah mais kii affaire de vie ou de mort la. bon dégg nga loolu moo tax nag ma ne comme moom ba mu waxee mu ngi bugg a yàgg te li nga wax document unique boobu am na mooy wax dëgg yàlla mun nañ commencer kenn mënul xëy jox ñëpp lépp ñëpp def naa ni xam nañ loolu mais bu ñu commencé gis ne am na fu ñu ko tàmbali day tax nit ñi ne ah kon ne affaire bi am na benn ñaareel bi dégg naa aussi ñu ne. affaire pompe yi pour nu ñu ko waxee dañoo bëgg a def ay équipe pour pomper ay marché ay quartier et cetera te ñu ne dañuy commencer Dakar après Diourbel et cetera man defe naa ne war nañ def fexe ñu mobiliser des retraités policiers pompiers et cetera ñoom mun nañu former des volontaires xamal leen naka la ñu war a def ak ni ñu koy defee pour que yëf yooyu gaaw parce que man xam naa ne loolu dana am njëriñ bu bëri. pompe bi ci mbir mi pompe bi. gis naa ne ba jamono Ebola ñëwee. pompe bi am na lu bëri lu mu saafara. fan lañ doon pompe. partout dans les quartiers dans les villages. Ebola waaw nekkoon ak yooyu yëpp tout ça et cetera. non moi j'ai vu ça en Sierra Leone au Libéria en Guinée pompe seen système boobu am na lu bëri lu mu defar évidemment avec les équipements kon nag ba ma ko déggee fii yaakaar naa ne c'est une des solutions. parce que saleté yi nekk ci suñu dëkkuwaay yi. ak marché yeeg yu demee noonu. même Dakar sax ñooy pompe. oui non mais ils ont commencé par Dakar donc loolu mais man dama yaakaar ne bu ñu mobiliser les retraités. parce que professionnalisme mu ngi ci comment faire la dose. ak les jeunes également. waaw non volontaires yi la ñuy jël. former leen. ñi nga xam ne nag un agent de police. un ancien pompier et cetera ñoom c'est des gens qui sont professionnels ñu mun a jël dans les communes des jeunes volontaires. jox leen équipement bu complet pour que rapidement au lieu que mu nekk une échéance bu gudd ñëpp mun ci bokk bu fekkee ne évidemment les produits sont suffisants. waaw man defe naa ne loolu mun nañoo dimbale. président loolu kii xalaat bu rafet la. mun nañoo dimbale. parce que li ma lay wax rek yow moom kuy alerter nga kuy insister nga pour que li ñu war a def ñu def ko te def ko ti lu jàmp du ma la jàngal dara xam nga ni programme bi nga xam ne mooy doon xeex sibiru amoon na volet boo xam ne nii traitement domiciliaire presque dëkk yi ci àll bi yëpp kër yëpp. service d'hygiène dugg na fa pour pomper fa. les jeunes volontaires lañu programme boobu. kon lii tamit nga xam ne lu jàmp la certainement service yi nga xam ne ñoom ñoo ko yore ak ministère de la santé nañ ko toppatoo li ma bëgg a fàttali rek mooy jàppale bi ci commencement dama la wax ñetti volet la benn volet bi mooy santé moom à part la lépp loo xam ne nii dañ ko war a jox président dina ko jox pour. seeni moyens mais aussi mooy li nga wax ni pour les prévention voilà beneen volet bi mooy jàppale ci dund gi ci vivre yi ñetteelu volet bi mooy jàppale entreprise yi nga xam dañu am day ànd non dama bëgg day ànd bul ko dagg boo ko daggee dañ koy woy dafa mun na ànd waaw mais dama bëgg auditeurs yi déglu waaw mais comprendre ni affaire bi ñetti pàcc la pàccu santé
pàccu jox nit ñi ñu lekk dund ak pàcc entreprise yi nga xam ne nii tey benn doxatu si transport aérien transport public yëpp niñ leen di jàppale seen mbir mi à comprendre pour nit ñi comprendre. dund bi ak wér-gu-yaram bi ñoo ànd. kii moom kaw. directeur kaw rek même fii. waaw foofu la directeur. kii dégg li mu wax bu baax. non mais xam na ko boo ko gën a xam. kii moom waxu kaw ga rek la bëgg nga yem fa jeex na. non waxuma mu yem fa. mais pour que nit yi comprendre. non damaa gisul fenn fu ñu mun a tàqale. wér-gu-yaram ak dund. xam nga kii li tàqalewu ko sax dafa bëgg woon. yi nga xam ne fa ngay jaar approche. ñun ay pàcc boo waxee pàcc da ngay wax ne. fu mu ne dafa am ñaari. ñun expert yi entreprise yi nga xam ne ñoo doon liggéey. te seen liggéey wàññeeku. ñun seen kii à part la. loolu à part la beneen bi mooy wér-gu-yaram bi ak dund. à part la voilà bu ko defee muy benn. non dund gi à part la non da xaar may ma tuuti ma préciser. oui experts yi waxtaan yépp ci mbir mi d'accord nañ ni li ñuy wax approche systémique. waaw c'est-à-dire ti xel nga koy pàcc. mais approche systémique la. tey soo jëlee élevage ñun rek élevage suñ ko jëlee. meew mi ñi daan ratt seen meew di ko jaay dañu am problème ginaar yi dafa am problème filière bétail viande dañu am jafe déglu ma wax la mais ñoom dañu am relation ak transport dañu am relation ak transport am relation ak yeneen ak tourisme parce que ginaar yi doon jaay ci hôtel yi jaayatuñu ko am relation ak université école parce que élèves yi nga xam ni étudiants yi jàngatuñu te lu bari ci ginaar yi certainement sama rakk étudiants yi ñoo ko daan consommer pour dire que voilà c'est une approche systémique même santé moom jërul ñuy wax parce que One Health mooy une seule santé xëy na loolu du woon objet waxtaan wi moom moo am ci àdduna bi léegi wér-gi-yaram muy médecin bi di vétérinaire bi ñi yore environnement ak agriculture lépp benn la bi may wax sànq ni wér-gi-yaram wi la ak bopp bi ak société bi parce que sur le plan social dafa war a wér-gu-yaram tamit léegi dañu boole lépp parce que lépp ci nit ki la jëm feebar yi yu si bëri même bii ñi ñu ngi wax naan ci mala la jógee ñuy wax zoonose xam nga loolu kon am na lëkkaloo am na feebar yoo xam ne nii mu ngi wax maraîchage mais maraîchage dañuy utiliser ay pesticides soo ko utiliser wu ni nga ko war a utiliser mu am ay résidus nit ki yàgg ko lekk muy wax li ñuy wax toxicité de relais day joxe feebar moo tax soo ko yóbbu bitim réew dañuy natt pesticides yi neti biir et cetera kon relation boobu moom c'est systémique ñun suñuy analyse systémique la ñuy def mais nag suñuy waxtaan dañuy waxtaan pour simplifier. pour que auditeurs yi mën a comprendre. waaw mais comme mu ngi bëgg a président dafa bëgg a jàppale ñu koom bi sooxee ci wàll bu ne. ci suñu wàll ñun élevage agriculture pêche. horticulture am nay xalaat yi nga xam ne li nga wax ni léegi ganaar yi jarul. xam nga léegi bu fekkee ne dañoo war a jënd dund jox nit ñi ganaar war na ci bokk. ah mais war nañu jënd li ñu defa li xew ci réew mi jox ko Sénégalais ñu lekk ko. c'est une bonne idée. parce que non mais dafa war a am parce que léegi bu fekkee ne parce que. waaw doole ganaar kay mën si tam boole xar xanaa. non nee na dafa war a nekk rek. gana jën fu mu ne demal marché nga laaj jën presque amatul. non jën amul moom. bon bu fekkee ne jën amul nag. askan bi war na lekk yàpp ak ganaar. évidemment mënuñoo jox kër gu ne bés bu ne. non ay yàpp kay yàpp. mais war na am système. loolu pour ñi nga xam ne ñooy toppatoo sécurité alimentaire bi. nen. ci la bokk. yàpp. bisaab nee nañu vitamine C baax na. ci li ñu wax. vitamine C am na ci boobu am na ci citron. donc ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk. ñuy toppatoo dund biy dem ci sécurité alimentaire war nañu xam ne ci la bokk. waaw parce que non defal ndànk parce que li ñu bay. gaaw idée président wax dëgg yàlla idée la boo xam ne wax na ko ci rajo bi. waaw bon ñu ngi doon xalaat mais wax na ko ci rajo bi du ñu mën a jël en compte la. fekkee ginaar yi ngay wax nii. waaw ñoom. nen ginaar yi ñor nañu ba pare ci. nen fekkee am na possibilité wala. non dañ koy wax nu ñu ko war a waxee rek dañ ko war a def. bu fekkee ne war nañu jënd dund jox ko nit. xam nga jënd ginaar yi joxe nag day jafe. mais naka lay jafe. loolu tax ma ne nag. non ma ne yàpp rek. non xam nga. lu ne importé nañu ko fii ci réew mi. waaw c'est bon d'accord mais ce cas là ay cas urgence li yàpp rek lu gën yaatu pour transport beeg yooyu yëpp. non defal ndam wax la fi benn nii. non du benn de ganaar bi fi nekk benn. en réalité li président wax ñu ngi reetaan mais li mu wax. en réalité. mun na nekk économie bu ñu ko organiser. su ko bëggee gaa dafay nekk suñu économie.
surtout ci côté agroalimentaire. nañu ko def ci suñu moo des. lu ñuy béy. xam nga tey suñu amoon. mais gannaaw li ma bari suñu plan agroalimentaire mécanisme yoo xam ni ginaar yi suñu matee rek dañ leen di rey ambale leen. ñu ngi ko def leen fu mu ne am na. stocké leen am fu ñu leen stocké kon su boobaa man nga ni nañ su boolee ginaar ñu jënd leen joxe soo jëlee yeneen kii aussi yeneen produits yi comme soow ak yooyu yëpp. capacité stockage mais am nee naa la. amaguñ ci lu bari. bàyyi ko ma àggale mais am tey soo gisee ñu am capacité di rat te ña ko daan jaay mënatuñu ko jaay ña koy jënd mënuñu ko jënd day des ci seen loxo mais fekkoon ne am nañ transformation ak surtout stockage foo xam ni capacité yu ngan xam nga tubaab bi tey dañu am ay capacité de stockage oignon bi ngay wax muy pomme de terre et cetera ah ñoom ñu ngi ay capacité de centaines de milliers de tonnes yoo xam dañ koy denc au frais su problème amee ñu génne ko. ay mois voilà mais ay mois sax dañ koy def mais ñun amaguñu capacité moo tax lii mu wax nii c'est une bonne idée ñu xalaatoon nañ si keroog nan la ñuy def dans le futur aussi parce que mbir mi nag dañ si war a tirer aussi ay leçons. dans le futur nan la ñuy def ba gën a développer suñu capacité parce que tey feebar li ñuy wax ironie du sort moo am parce que feebar ginaar. boo xam ne aussi day dem ci nit mooy grippe aviaire. mos na fi am de. non waxuma bu faiblement pathogène mais hautement pathogène bi nga xam ne Chine la jóge woon jaar Europe. ba naroon ko ñëw xam nga ñëw na fi voilà ñëw na fi sax amoon na Mali at yi passé ak ay Côte d'Ivoire mais ñun ba ñu jëlee arrêté 2005 tëj suñuy frontière ni yàpp ginaar du fi dugg lépp luy matériel usagé du fi dugg ba léegi loolu moo tax suñu filière avicole développé. ba tey ñeewuñu réew yu bari pratiquement on est autosuffisant muy màggal di gàmmu di korité di Pâques di tamxarit ginaar dina doy nen yi dafay bari ba des ci ñi ñu ko soxlaa alors loolu moom moo taxoon suñu élevage aviculture moderne développé ba agsi fi mu agsi fii. mais cette fois-ci dans le cas là avec les amat toujours benn affaire ba mooy tax ñu am ay yeneen xalaat tey jii loo yaakaar également comme ni nga ko doon tàmbalee léegi war nañ ko def pour que tout ce qui est consommable mën yaatu. ak tam nu koy denc lu yàgg. waaw xam nga loolu bi ñu si agsi boobu ba léegi muy Brésil di États-Unis di Union européenne ñoom ñëpp dañuy insister pour arrêter boobu nga xam ne ministre élevage ak ministre commerce ñoo ko jëloon te mu nekk opportunité pour développer suñu filière pour ñu teggi ko pour ñoom ñu mën ñu envoyer raat ñu daanu président de la république bañ. moom day protéger filière am. daf ko teg ci dara. am fu mu ko teg bàyyi ko mu ko am fu mu ko teg. waaw bien sûr alors léegi nag feebar bii ñëw na dina indi tuuti gàllankoor mais dañ si war a tirer ay leçons nan la ñuy def déjà am na ay abattoirs yu fi nekk nan la ñuy def bay abattre di conserver suñu kii nan la ñuy def ba gën a adapter suñuy filière et cetera et cetera loolu lépp leçons yi dinañ ko tirer incha allah. pour gën a avancer parce que ci jafe-jafe. mais est-ce que mën na am possibilité nu ubbiwaat nu def dégelu kii bi la aviculture bi comme ça ay poules yi gën yomb mën dugg gën bëri. ci situation ba. man même en situation normale non question bu ñu posé oui. en situation normale sax mën na ko def. kilifa réew mi nanguwu ko parce que il faut ñu protéger filière yi amul benn filière te adduna bi même réewu tubaab yi suñ ko protéger wul wala ñu jàppale leen parce que ñoom soit nañu protéger wala ñu leen di subventionner mais filière aviculture moderne kenn subventionné wu leen kenn ñoom ñoo def seeni investissement ba agsi fi ñu agsi. donc toujours le gel continue. dañu mérité ñu protéger leen pour ñu mettre nekk aux normes dem bay def découpe parce que soo seetee ginaar tubaab yi fiy ñëw du poulet entier. li fiy ñëw mooy aile de dinde yi daan wax ak ay yeel yeeg ay. dënd ba fee lay def sa kaw mais dënd bi nga xam ne mën nañ ko jaaree cher moom doy na leen ñoom suñ ko jaaree. li si des yëpp daanaka mbalit la moom lañ ci fi indi malheureusement nag sama mbokk yi sant Thiam ñoom suñu indee ginaar rek ni ginaar bi kilo bi 600 la ginaar bi kilo bi 2000 la ah ñoom pour ñoom ginaar égal ginaar fekk bii ginaar dafa am dënd ak lépp fekk bii ginaar moom ay laaf ak ay yooyu la loolu moo tax comparaison bi sax mënuñu ko def ci côté prix loolu lépp daal dina indi réflexion boo xam ne nii dans le futur dinañ gën a adapté suñuy filière muy agriculture aussi xam naa président Sissoko dina si wax parce que filière yëpp ñooy am période ñoo def conversion si leneen dañuy am période boo xam ne dañuy développer am période yoo xam ne dañuy am jafe-jafe mais il faut que acteurs yi
gën a maîtriser filières yi état bi gën leen a jàppale pour ñu gën a mën a adapter pour bu nekk des filières compétitives. voilà ma pose ñëw si Mamadou Sakho gis nga tey jii ak li nga xam ni mooy feebar bi am ak léegi li nga doon waxtaan léegi si prolongement boobu nañu nekk. mais nag pour kii may ma une seconde. li ñu doon wax ci grippe aviaire bi mesure bi nga xam ne nii Sénégal daf ko jël muy grippe aviaire hautement pathogène yàlla dimbali nañu depuis booba ba léegi grippe aviaire hautement pathogène amul Sénégal. am na ci sous-région bi ay Mali amoon na ko Burkina Faso Côte d'Ivoire ba ñu koy coow mais yàlla def na au moins Sénégal ba léegi façon grippe boobu dugg fi kon tubaab yi naan xawma ñun amuñu grippe nangam ubbi leen mënuñu ñoo yay parce que ñun ñoo leen mën a yay parce que ñun dañ doon protéger comme Covid bi rek ni mu circuler ci avion yi ba dem ci réew yi àdduna bi yëpp mesure sanitaire dafa baax prophylaxie dafa am mesure yoo xam ne soo ko jëlee da nga si war a jàpp malgré lu ñu la mënti wax parce que suñu ubbi woon dootoo xam ginaar bu fi ñëw ak donc yow léegi li ngeen protéger moo tax kii bi dugg si dellu si waatul grippe aviaire bi. ah non ñu ngi sant yàlla de boobu ba léegi daal yeneen réew yi nga xam ne nii hésité nañu mu am gis nañu ko. voilà léegi ma ñëwaat si yow léegi en matière agricole yi également yow yan xalaat nga yaakaar ni choc exogène yi nga xam ne dafay am te mënul bañ am moom lañ war de gis léegi agriculture pour que yitam du amee fekk préparé nañu pour gaawantoo ña nga xam ne xëy na daanu sonn tuuti. oui il faut que ma leeral tam préparation bi si ñun lay jëkk commencé. il faut que ma leeral affaire yi bañ président bi parce que ñun ci OMC ak ci relation avec Union européenne on a tout sauf les armes donc mun nañu taxer mun nañu protéger te mun nañu exporter loolu moo tax suñu président yi ñooy yoox de temps en temps pour d'autres raisons parce que mbir mi du rek li ñu xam ñun ñëpp am na li nga xam ne ñun xamuñu ko donc mun nañ koo def ci ganaar lu mu def ci ganaar bi mun nañ koo def ci lu bëri parce que yàpp Brésil mu ngi fii dugg ak Argentine munoon nañ ko supprimer bon donc loolu damaa bëgg a wax ne gouvernement bi mën na def ay taxes mun na wax ne aussi lii duma ko ubbi parce que c'est déjà négocié léegi maa ngi ñëw nag ci wax naa la ñun ñeenti ministère la ñu am agriculture pêche élevage ak environnement ñun suñu membres yi ci ñeenti ministères yooyu lañ nekk moo tax ñu am jafe-jafe parce que ministère bu ne def ñuy woo ci li nga xam ne loolu moom lañ ko dénk bu ñu buggee wax ñett yi ñu ne way mais xam nga ne ñun mënuñoo lijjanti lii jafe-jafe bu njëkk bi ñu am mooy loolu d'accord maintenant li mu wax ni loolu ay waxtaan la lu ñu def du benn du ñaar du fukk moom mu ngi nii affaire yi defar fu ñuy pour rendi ganaar yi pour defar leen et cetera lu programme bu ne xalaat nañ ko tëral ko dugal waaw. quel est le problème maintenant. ah déet foofu dañ koy laaj après ñeneen ñu ko xam. non maa ngi ñëw rek damay ñëw ci agriculture. agriculture. investissement privé la xam nga dafa am filière yoo xam ni investissement privé moom moo ko mën a. investissement waaw mais mën na leen jàppale. déedéet investissement privé bu ne. ci fu ne dafa am lu ko accompagner ba mu àgg ci benn niveau. bien sûr jàppale. voilà donc loolu rek la maintenant pour ñëw ci agriculture pour ñun le 15 avril war nañu démarrer campagne agricole xalaat bu ci war a ne kan moo war a def lan loolu pour ñun war na commencer parce que comme surtout léegi li ñu génne ci campagne bale xawul am doole te fi ñu jëm leerul dañoo war a commencer léegi dugg ci nii ministère élevage def programme agriculture def na ko rafetlu nañ ko mais maintenant li ma wax xalaat lu mu rafet bu ñu ko doorul rek amul njëriñ du ñëw war a commencer pour man 15 avril ñu war a séq programme agricole agropastoral parce que ñaar yi ngay ànd war nañ ci commencer ci loolu dafa am ay semences ay li nga xam ne noonu la ñuy def ci suuf si ay produits mais aussi ay aliments bétail et cetera parce que loolu yépp ndax dañuy ne dañu ko may dañu koy subventionné ñun dañ ciy war a def suñu loxo nit ki nag bu fekkee ne dafa am sa loxo nga war koo def war ngaa gaaw a xam ñaata lañ lay laaj ak nu muy demee donc exceptionnellement ren war nañu jël yeneen mesure yu bokkul ak lu ñu doon doxalee campagne bi.
c'est-à-dire mesure yu mel nan. mesure yooyu ko war maye wala lan. mesure yooyu dañoo war a waxtaan. xam nga mbir mi du pour ñun ñu ne rek lii la ñu war a def mbaa ministre bi ne non nii lii ñu war a jekk def mooy toog bu ñu toogee gouvernement bi lu mu man mu ne la man lii laa man ñun ci loolu ñu ne ko kon comme noonu la ñu nit mun nañ def nangam ñu waxtaane ba jubóo élevage noonu et cetera bu ñu ko defee rek affaire bi dox mais mesures yi lu mu munta nekk li ñu subvention bi ñu doon joxe dafa war a yokk mais ci leer ñu war a xam kan mooy yore lan bu ñu ne aliment la ñu xam ñaata nit moo am aliment parce que carte d'identité yi am na mun nañ koo bindi lépp mun na leer comme wax na ne am na benn document unique léegi ci àll bi loolu mun nañoo dimbali dañoo war a gaaw a dugg ci loolu ñi nga xam ne dañ leen war a dimbal c'est-à-dire jox leen ndax amuñu pexe ñu xam leen mun leen ko jox ñu xam aussi lan la ñu am tey ci volume ci jiw ci intrant engrais et cetera bu ñu ko xamee rek ñu waxtaan 15 avril daal war ñu koo génne te lancé wuñu programme agricole agropastorale napp bi dafa war a gaaw parce que poisson noble ñun lekkuñu ko ci àll bi ah am na ñoo xam ne ñoo ngi doon wax accord de pêche pour ñu taxaw arrêté que ndax yu situation bi dem actuellement ñun loolu dañu ko wax ba suñu xam-xam jeex parce y a des difficultés alimentaires. bu ñu gisee lu ñuy am lu ñuy jox ci accord de pêche ak lu ñuy ñàkk moo ëpp de ñun loolu wax nañ ko CNCR dafa bokk ci kuréel bu ñuy wax ROPA au niveau régional ni ñuy wax nii ci Sénégal noonu la ñuy xeex ci niveau régional mais li ma leen wax la ci affaire yu développement responsabilité gouvernementale dafa bëri baatin donc ñun du ñu xam baatin yooyu ñun li ñu xam rek mooy wax bi nga xam ne ñëpp a ngi koy wax parce que dañoo ne accord de pêche li tax ñu di ko def mooy dinañu dimbali mais ñun ba ñu duggee ci biir gisuñu dimbali waaw loolu moo tax comme li ñu wax la même jamono bala grippe aviaire bi ñëw bu graaw bi ñun dañoo ne mais ñun bala ñuy dem parce que xale yi amuñu liggéey te aviculture mun na joxe bénéfice. horticulture horticulture apiculture yooyu mooy activités yi nga xam ne mun nga xale mun na ci liggéey parce que xale munul liggéey te bañ a am lu ëpp 1 million ou 2 millions dans l'année. bon pour que loolu am nag ñu ko war a génne xam nañu ko poulailler yi le lait le miel le poisson la pisciculture et cetera yooyu nag wax nañu ko depuis waxaat ko waaye nag toujours danañ ko rafetlu ne xalaat yu rafet la ñu ngi ciy liggéey boo gisee nag ñu am tiitaange ci décision yi ñu jël léegi dañ experts yi bu ñu commencé wax ne daal ñu ngi ciy liggéey dafa mel ni leneen moo ciy dugg ba liggéey boobu waxuma day sooxe mais. kenn du ko appliquer kenn du ko. non application bi mun na ñëw mais mbir mi jamono bu mu war a ñëw bu ñëwul doole bi mu war a joxe du ko joxe te comme mbir mi dafa rëy te dafa soxla parce que ñun waxuñu rek àll bi mais taax yi problème bi ñu nekk ci àll bi moo fi ne. parce que góorgóorlu dafa bëri ci taax yi. ñi nga xam ne bu ñu xëyee la ñuy dem uti dépense. mais àll bi du neexul taax. voilà donc au moins. donc c'est partout. li ñu bëgg rek registre unique bi taax yi yëpp si bokk. voilà léegi li nga xam ne loolu lañ bëgg yéen experts yi ngeen dimbali ñu. rapidement li ngeen war a yóbbu bu ngeen ko yóbbee ngeen wax ñu ko bu fekkee ne yéen déposé ngeen ko ñun ñu wax ñi nga xam ne ñoo ko war a wax ñu ne leen léegi soit li président wax gars yi nekkuñ ci. ou bien bu fekkee ne ñu ngi ci bu experts yi joxe kayit bi bu ñu àggee ci président bi ñu war ko appliquer ñun daal lu ñu bëgg mooy ci suba mbaa gannaaw suba ñu mun a gis résultat ci waxtaan yi nga xam ne def nañ ko ne xanaa ci fànnu nangam àgg nañu ci point bi suba mbaa gannaaw suba danañ def lii ci fa et cetera bu ko defee nit ñi commencé gis lu leer. mais lépp nekk rek ñu ngi ciy seet pour nag ñu ngi koy tëralee ak yooyu. mais directeur tey jii. waaw est-ce que yaakaar nga ni war na am na koppar boo xam ni tax na wala yëpp yi sax def naa du koppar parce que état bi am na ay liggéey yoo xam ne mën na ko actionné xëy na ñu commencé joxe dara loo xam ne après mën na ko fay. parce que on ne peut pas du fekkee dañuy inciter yi suñu def dara c'est comme si xëy na bon je ne sais pas. non koppar yaa ngi fi dafa naan li war dafa la affaire non dañuy laajte rek li war affaire bi dafa xëy na amul tuuti lu fi taxaw. xam nga président Cissokho il est toujours égal à lui-même ah moo taxoon ñun ñu nekk ci développement rural sax bëgguñu mu retraité
parce que day stimuler day insister. alerter day alerter day proposer aussi parce que aussi am solo la day aiguillonner autorités yi moo taxoon ci programme yu mag yi nga xam ne yëpp dañ koy def ci développement rural notamment Banque mondiale di ko piloter wala FIDA yeneen bailleurs yi dañ si doon boole CNCR ci biir gouvernement bi sax jox na plusieurs fois CNCR ay moyens. waaw du ma ko wax fii ci rajo bi si wax ko déedéet non yi ngay wax kenn umpale wu ko. ñëpp xam nañ c'est pas un secret. wax ko. voilà pour ñu exécuter ay projets. non mais PSAOP ay milliards yu dul jeex. mais PSAOP kooku c'est pas un secret ben projet bu baax la sax au contraire. comme arachide avec la Banque mondiale. comme arachide aussi c'est ça. voilà beaucoup de milliards yoo xam ne ni dañ leen ko dénk ñoom beaucoup de milliards. responsable damay tudd milliards yi de. digal milliards yi. c'est voilà pas un secret. dañ leen ko dénk pour ñoom ñu exécuter ko. oui wane responsabilité bi nga xam ne responsabilisation bi nga xam ne ak reconnaissance bi nga xam ne gouvernement yi fi nekkoon. mais et puis dañ leen ko war a jox c'est normal. voilà du leen ko jox donc dañ leen di déglu nguur gi da leen déglu ministère yëpp dañ leen déglu experts yi dañ leen di déglu pour mën a gën a affiner li nga xam ne ni moom la ñuy def pour parce que da looy def te ki nga koy defal gisu si intérêt am wala ki nga koy defal xamu ko def ba du baax moo tax ñoom toujours dañ leen di boole ci mbir yi kon lii nga xam ne nii ci émission bi wax na ko insister kilifa yi ko war a dégg nañu ko ñun experts yi moo xam naa ñun la gën a yab moo tax naan expert. non dëgg la mais expert yi moom yéen seen yëf dafa yéex. yéexul non. yéen population yi dinu sonn ngeen def di calculer di stratégie yu dul jeex. ñuy defar ñu ngi koy defar. am na yoo xam ne il faut aller vite. xam nga ëllëg suñu ñëwee moom ñu jox ko joxuñu keneen kooku su moytul dina ne lu tax ñu jox président Sissoko parce que il n'est pas vulnérable. ah mais la vie est faite comme loolu ça également. c'est-à-dire que expert suy liggéey c'est pour avoir toutes les informations nga xam ni kilifa su xasee ba décider dootul mën a dellu ginnaaw ci décision bi moo tax il faut ñu jox leen toutes les informations pour ñu jël la bonne décision mais bii moom dafa jàmp xam nga c'est ça le problème jàmp crise urgence ñun yàgg nañ si travailler yàgg nañ si préparer soo jëlee PRAPS par exemple am na composante boo xam ne nii composante 4 c'est la gestion des crises d'urgence ci élevage boo xam ne nii préparer rek la ñuy def nañ préparer wu pour su urgence amee ñu man ko rek yeneen ministères yi nga xam ne aussi dañuy gérer urgence ay nit yàgg nañ si travail xam nañ nan lañ koy gérer. mais puis man li ma jaaxal bu njëkk ba amoon na li ñu daan wax ay fonds de calamité bien que sax c'était pas opérationnel mais je ne sais pas pourquoi ñuy liggéey dañ ko fàtte complètement yii moo tax. fàttewuñu ko xam naa. mais amatul. fàttewuñu ko xëy na da nga amul la xëy na da nga amul la bonne information. non ñun yooyu dafa daan topp de. ñu ngi siy xalaat. non du ma ne fàtte dama bëgg wax amul. boo xam def waaw leeral la boog. fonds de calamité ak fonds de garantie. ci négociation relance de l'agriculture la woon entre le CNCR et le gouvernement. demoon na ba 7 milliards. fonds de calamité dañ koy budgétiser. bu problème amul donc y a pas de problème. mais bu fekkee ne am na calamité ministère de l'économie des finances et les ministères techniques dañuy def mission dem xool. évaluer ko lu ñu war a fay ñu fay ko. léegi fonds de garantie nag kooku. loolu aussi mooy gox goxaan yi nga xam ne am nañ jafe-jafe ngir mun a assurer banque bi comme dañu leen di defal moratoire léegi nag ba ñu ko tegee ba mu commencé jox résultat micro. Guana nag ba mu ñëwee la indi yeneen élément yu tax ne affaire bi soppi bon évidemment comme Guana ci gouvernement soppi la woon c'est pas grave mais léegi Sénégal am na fonds africain des assurances des calamités loolu moo ëpp sax 7 milliards bon mu ngi foofu ministère de l'intérieur ak ministère technique yi ñu ngi koy toppatoo mais toujours li CNCR musta di wax am na ñett yi nga xam ne kenn mënu koo dénk biir wér-gu-yaram ak dëkkuwaay kooku duñ ko yóbbu ci coopération parce que bu sikkim yëpp lakkandoor mooy li xëy léegi anakan mooy dimbale kenn loolu moo tax toujours ñuy insister pour que ñu am ay kii comment on appelle stock de sécurité alimentaire ça fait 10 ans amul ci réew mi te loolu wóorul 2008 boo gisee révolte bi am loolu la loolu mënuñoo am réew la première souveraineté alimentaire
soldat bu xiif du def dara donc loolu moo tax ñuy insister pour ñu def loolu même bu fekkee ne ëppul bon 100 000 tonnes war nañ noonu lañ doon def bu ñu demee ba mois de septembre ñu yaakaar ne affaire yi di dox ñu génn ko mais loolu yëpp dañ ko bàyyi te loolu dafa garaaw ci réew te loolu ñun xamuñu lan moo ko waral léegi li nga xam ne moom la ñu war a li nga wax léegi d'accord naa lii daf ñu war a may ñu delluwaat suñu xel ci naka la ñuy def ndax du lii rek mooy problème ci àddina am na yi nga xam ne xëy na du ñuy ñëwee bokkul ak bii mais am na tey climat bi bu fekkee ne defuñu dara lu muy jur xëy na mooy gën a garaaw li du nekk nag comme nii parce que du nekk boo ma laalee ma feebar ma dee du noonu mais li nga xam ne mooy tax ñu dund mooy suuf si mooy ndox mi loolu lay téye donc bu fekkee ne suuf si mënatul joxe dara ndox ñàkk na xam nga loolu aussi beneen masiba la te climat bi fu mu ne li nga xam ne loolu lañ ci war a def defaguñ ci loolu moo tax nag ñun waxtu bu ne ñuy yëgal bu ñuy waxtaan ak nguur gi te ñun buntu nguur gi technicien yi la kenn mënul waxtaan ci nguur te jaarloo ci technicien yi techniciens yi ñooy togg indi ko ministre bi am xëy na lu mu ciy dindi mbaa lu mu ciy yokk mu soog a àgg ci kaw loolu moo tax nag techniciens yi ñooy escalier bu gën a am doole sama benn xarit ministre mus na maa wax ne toujours ma gis la ministère mais doo ma nuyu ma ne ko man ñi nga xam ne ñooy ministère ñoom lay seeti mu ne ñan ma ne techniciens yi ak SG ak DC mu ne man nag ma ne ko waaw ci nga bokk mais bu ma la seetsee dañ may daal di wax ne bu ma la joxee document da ngay ne waaw xaaral ma jox ko gars yi ñu seet kon ma commencé ci ñoom bon c'était pour blaguer mais techniciens yi du ñu am solo parce que ñooy liggéey kayit yi c'est eux qui font le travail ñoom ñooy def xaak kay gestu yi yëpp mais nag dañoo am limite. mais non amul limite. bu ñu xasee non bu ñu xasee yóbbu non bu ñu xasee yóbbu document bi fi ñu ko war a yóbbu. waaw mais politique ñoo koy ah waaw mais mënatuñ ci dara. ah waaw ñun nag loolu jamono boobu nag ñun ñooy war a jóg nag futteeku di jënte suñu affaire mais oui. waaye ñu koy ko def loolu moom président. sincère dafa ko de defatu leen ko. ñu koy def di. non déedéet da nga amatul. sincère defatu loolu de. moom. waaw mais dama lay laaj. ci directeur non li mu wax nii quand même li mu wax dama si bëggoon apporter quelques oui. précisions. Situation bi nga xam ni moom la ñuy dund bokkul ak situation yi muy wax léegi on est en situation d'urgence en situation d'urgence kilifa yi ci kaw ñooy gérer mbir mi directement li ñu soxla rek mooy ñu jox leen li ñu leen war a jox ñu décider et je pense que ni mu ko waxee nii balaa yàgg li mu bëgg dina am. waaw. balaa yàgg li mu bëgg dina am parce que kilifa gi su demee jël naa lii pour def ko ci lii. waaw. ministre yi la ko dénk seen bopp ministre yi dinañ ko wax nan la koy defee amul benn problème ça va être ça va se dérouler rapidement quand on parle de situation d'urgence d'amortissement de choc d'atténuation du nga xaar ba choc bi jeex loolu nekk urgence ñëpp xam nañ ko moo tax muy insister pour loolu bi si des mooy affaire assurance bi ñuy wax affaire leçon assurance lu mat fukki at ak lu topp gi nii fukki at ak benn nguur gi décidé na dugal ko ci agriculture ak élevage ci monde rural. c'est notre demande. CNCR moo ko liggéey. ak gouvernement. waaw yéen a ko liggéey ba mu leen di subventionné. oui kon 50%. mu ngi commencé dugg ci biir pratique yi te am na projet yu mag sax ci assurance caisse nationale compagnie nationale am na programme bu mag boo xam ne mu ngi siy liggéey fan yi passé nii ak banque mondiale am na benn projet bu bees boo xam ne ñu ngi koy tabax. su ma juumul sax defe naa suba la def négociation yi def nañ si benn volet boo xam ne nii assurance agricole la type P4R bi pour que ñu gën a développer assurance parce que choc yu demee nii su fekkee calamité la dinaa si dellu si am na choc yoo xam ne nii assurance day accompagner ñi nga xam ne ñoom la dal nguur gi tamit accompagner leen si lañuy koy gën a mën a dékku kon waaw mais léegi bu fekkee calamité te nag léegi mooy lu demee nii mooy musiba boo xam ne nii dafa bett ñëpp daanu ñëpp fond de calamité effectivement lu am solo la soo seetee wax sànq ci sama introduction dama wax ni ñun élevage bi ñuy jëkk kii lijjanti ñu ngi lijjanti éleveurs yi mais aussi dañuy def sauvegarde bétail moo tax suñu proposition yaa sauvegarde bétail mais dama leen wax ne juróom-ñaari at a ngi nii wala juróom-ñett la sax parce que depuis 2012
am na juróom-benn at ren yoo xam ne nii chaque année élevage day am problème bu pâturage bien que ci at yooyu am na si ñett yoo xam ne nii au moins agriculteurs yi baykat yi seen saison on a sauvé nañu ko même ren jii xam nga ñun am problème pâturage mais mbay mi am na ay poche mais tane na. mais opération de sauvegarde du bétail kooku fu mu toll mais il y avait des fonds yoo xam ne pour loolu la woon. mais affaire boobu dafa mel na moom jënd kenn xamul. fonds yooyu état moo koy génnee li mu war a génne mu koy génnee. wala assurance panafricaine parce que moo tax ma wax sànq assurance ren jii assurance joxe na prime pour le Sénégal. pour l'élevage et pour les hommes. mais man li ma bëgg laaj ci également yéen sànq yéen doon wax assurance mais assurance bi nekk Sénégal nag CNAAS xaaral ma leeral ko lan la moom CNAAS la di boobu la doon wax assurance non boobu compagnie Sénégal la waaw boobu Sénégal boo xam ne danga pour élève agriculteur bu nekk moom mooy wala élève moom mooy joxe mooy fay kiyam mooy assurer boppam fekkee agriculture la assurance indicielle la ci taw bi la dépendre par département. non même le maraîchage. fekkee maraîchage la wala yenn yi su la neexee nga assurer individuellement sa jur wala sa tool mais boobu dafay gën a difficile. alors ñu ngi réfléchir nag ci yenn. les coopératives sont faites. maintenant assurance panafricaine Union africaine moo créé benn assurance. oui moo créé benn assurance boo xam état yi ñoom ñoo siy verser prime. oui ren jii kii 2014. mais comment ça va fonctionner. 2014 2015. 2014 2015 xam nga année bu difficile la woon. Sénégal amoon na prime d'assurance bi ñu ko kilifa gi jotee mu jox ci élevage lu mat 3 milliards ak tuuti jox nit ñi pour aller vivre 5 milliards. booba ba léegi amuñu woon assurance bien que ñun élevage am nañu ñett wala ñeent nawet. mais dama la bëgg poser benn question directeur pardon c'est important li nga xam ni oui attends may ma pose la question kii boobu naka lay fonctionner bi nga wax assurance africaine boobu supposons par exemple Sénégal tawul wala yu demee noonu que va faire kii l'assurance africaine là par rapport ak Sénégal dama bëgg nga expliquer nous un peu aux auditeurs comment ça va fonctionner en termes d'apport au Sénégal. waaw xam nga assurance ci boppam. mooy domaine bi gën a compliqué banque li muy compliqué yëpp assurance a gën a compliqué parce que ñoom dañuy calculer parce que en fait solidarité la comme ni ñuy defee solidarité ci suñu réew nga xam ni ñi comme retraite xam nga retraite système de solidarité la da ngay cotiser ñii di liggéey di cotiser ñuy jël feneen di si boole pour jàppale ñi gën a néew doole assurance tamit loolu la suñ seeni calcul suñ koy def dañuy calculer de sorte que ñi nga xam ne ñëpp ñooy cotiser fekkee téeméer a cotiser xëy na juróom wala juróom benn la affaire bi laal su ko defee juróom-ñeent fukk yaa lu topp la ñu cotiser woon ñoom dañuy jàppale ñi si des donc c'est une forme de solidarité. ñi nga xam ne dana am ay problème. voilà mais nag ay structures de financières la yoo xam ne il faut ñu fonctionner il faut ñu am quelques ay ressources pour fonctionner assurance classique. voilà donc assurance panafricaine moom assurance la boo xam ni chef de l'État yi ñoo ko mettre en place. moom laa doon 2014 2015 amoon na jafe-jafe ba ñun ñu amoon ci assurance boobu li ko caractériser mooy suñuy calculer ñoom kii bi li ñu war a jox réew mu ñu war a jox wala ñu warut a jox fekkee Sénégal la ci gerte lañ ko lal ndax gerte gi meññ na ni mu war a meññee wala meññeewul ni mu war a meññee parce que mënoo jël gàncax yëpp mënoo jël jur gi yëpp su ko defee ñun jur gi par exemple gerte moo ñu yóbbaale fekkee agriculture seen gerte dox na. fekkee zone sylvopastorale non Ferlo tawul amul ñax gerte ga moom mooy tax ñun duñu am prime parce que dafa am nombre boo xam moom la ñuy calculer 700 et quelques mille benn chiffre boo xam ne nii si la ñuy déclencher wala ñu bañ a déclencher daaw demoon nañ ba jigee ko mais àgguñu fa. mais ren am ngeen ko. déclencher wuñu ko ren déclencher nañu ko ba y a une bonne partie boo xam ne nii ci nit ci vivre humain lay dem. élevage am na si 1 milliard boo xam ne nii ci kii lay dem xaalis bi. dana am loo xam dafay ñëw si gerte. bien sûr parce que taw bi bariwul woon y' a pas eu tellement de production. même ci nit ñi dina am lu bari lu si def. léegi nag assurance boobu c'est une assurance particulière mais assurance su Sénégal aussi compagnie nationale. war nañ ko gën a développer. pour amortir les chocs. maintenant ci biir loolu. mooy at yi ma la wax yëpp dafa am jafe-jafe kilifa réew mi dem na ba gis ni effectivement ay fonds de calamité. war nañ ko dellu si war na fi nekkaat
kon foofu laa mën a yem nag am na loo xam ne su ko waaw mais da koy génne Sissoko da ngay mais loolu war na dal seen xel. waaw su ma nee Sissoko génne bopp génne li mu wax ni Sissoko daf koy génne. kon sa émission bi jeex. su ma nee kilifa réew mi bàyyi na xel fond de calamité. waaw waaw foofu rek mën nañ yem foofu. ñun daal waaw li ñu constaté dina fekk di ngeen ko yëg. xam naa ko ñu ngi ci biir léegi lu kii itam di ngeen ko yëg mais foofu laa mën a. waaw foofu nga mën a yem Sissoko léegi man daal nga toj jeex bi. waaw damay tënk rek yàkkamte takku bu président de la république ak gouvernement bi def lu rafet la ndax lii bu ñu ci teelu doon jóg musiba la gis ne aussi mbir mi lu mu métti métti ci wàllu feebar matuwaay yu ñu jël dana laal li nga xam ne buñ ci dugalul loxo day nekk beneen musiba kon mun naa wax ne loolu yëpp ba tey rafetlu ko xam ne war na mën a nekk waaye nag bu fekkee ne dem nañu ba ne moom matuwaay bi dañ koy def li gën a rafet mooy ñu gaaw a dugal loxo bi ci mbir mi mu pare ak beneen bi ñu ciy teg mooy lii def ñuy may comme ni ko directeur waxee ñu xalaat naka la ñuy lijjanti mais ñun lu ñu laaj toujours ñaar yàlla may ko kenn waruñoo gën a xam nit yi seen bopp waruñu leen bëgg gën a bëgg seen bopp kon nañu bokk diisoo seet naka la ñuy doxale jëf day tax ñëpp am jàmm. mbokk auditeurs yi foofu ñu yem ak tey yéen si waar wi ndax dañoo xam sax xababal Dame Sow moom moo fi nekkoon di directeur de l'élevage nu may la Dame nga tëj rapidement. voilà merci beaucoup defe naa tënk bi président Sissoko tënk bu am solo la lépp loo gis ci àdduna muy avancé ci choc lay avancé li si gën a bari moom mii ci boppam sax en tout cas ñi nga xam ni jàngat nañu association de Bamba Thialène jàngat yeneen association yu mel ni ay FONGE association yi nga xam ne yëpp dañ leen a créer ci biti créé wul leen ci biir état ñoom ñëpp ñu si bu gën a bari sax ci sécheresse bu metti booy bekkoor bi metti bi amoon dans les années 70 bi ñu si génnee ñoom ñëpp si lañ créé ay association ak ay organisation pour gën a mën a toppatoo seeni membres gën a mën a participer ci développement réew mi choc yooyu dafa metti même moom mooy tax ñuy gën a mën a avancer. voilà bi muy mujjee ñoom mooy rapidement ñoo ngi wax ni jeex na moom Sissoko oui rapidement mooy mujjee mooy feebar bu ñuy jàngat ci àdduna bi muy ñun vétérinaire ak nit ñi ci jël benn feebar bi toujours suñ ne feebar bi lan lay gàllankoor ci wér-gu-yaram muy jur walla nit point bi ñu siy tegaat avant ñuy dugg ci biir feebar bi mooy les conséquences économiques l'importance économique de la maladie. maladie yëpp am importance économique bii nag yàlla dafa def mu law ci àdduna bi yëpp. ñu ngi ñaan yàlla ñu am moyens yi nga xam ne nii dinañ mën a maîtriser feebar bi ci lu gaaw te loolu moom la nguur gi bëgg ñu relancer économie bi am moyens yoo xam ne aussi dinañ mën a jàppale képp koo xam ne nii feebar bi laal na la ci sa côté. voilà ñu lay gërëm Dame Sow directeur élevage Mamadou Sissoko di président d'honneur bu CNCR di gërëm également suñu mbokk auditeurs yi nga xam ni ñoo doon topp tey jii ci émission bi di ñaanal yàlla tam ñi nga xam ni ñëpp tey mbir mi daf leen laal ki nga xam ni tam moom génn na fi àddina muy Pape Diouf nuy ñaan yàlla xare ko àjjana yóbbu ko sa àjjana ye gën màgg sa àjjana ye di wax tam mbokk yi ñoom ñëpp tam li nga xam ni moom na leen jox ci wàllu précaution maanaam ni nu war def ak cet gi kooku na nekk loo xam ni dañ koy topp bu baax a baax rawatina tam suñu mbokk kaw ko ndax du lool rek jafe-jafe lay jur yoo xam ni tam pour circonscrire que dana nekk loo xam ni lu jafe la ñuy gërëm ñëpp ñu doon déglu di leen xamal ni Socé moo nekkoon ci partie technique bi Makhtar Sall doon leen présenté seen émission waar wi di leen jox dox daje benn àllarba incha allah jërëjëf.